asalaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport waxtaanu rétro sport tey bi nag lu ci ëpp dañ koy jëmale ci làmb ji ndax ki nga xam ne moo doon jiite CNG bi ak ñu àndal ak mission bi ñu leen joxoon mi ngi jeex le 31 octobre ci fan yi di ñëw kon li ci des bareetul te ñu yaakaar tamit ni ginnaaw bi CNG bi dafay liggéey bi mu liggéey ba pare. ñàkkul am beneen kuréel boo xam ni daf fiy ñëw toogaat fii waa ni tudd CNG ba tey ndax eggaguñu fédération loolu nag ministre des sports muy Matar Ba mi ngi def ay consultation di am ñu muy waxtaanal ak ñu muy seet ak tamit mission bi nga xam ne war na leen ko dénk ak ni mu leen koy dénkee ñuy remercier tamit CNG bi nga xam ne liggéey na fi pendant 26 ans xamaguñu ndax day dem. xamaguñu ndax daf fiy toog ndax décision bu génnul kenn mënu ci wax dara mu am nag équipe boo xam ni en principe bu fekkee CNG bi dafay dem dafay ñëw ñooñu tamit ñu jox leen destiné làmb ji am ci ñoom yaakaar pour ñu liggéey bu toll ni bi fi CNG bi liggéey wala bu ko ëpp loolu moo tax sunu invité tey di Moustapha Gueye champion bu mag boobu nga xam ne xale yi nga xam ni dañu bëgg làmb presque génération bi ci moom lañ ko gisee bëgg ko ak presse technique invraisemblable bi ñu daan def ci combat yi mu daan bëri doonoon champion bu mag a mag doon noonu nag Mbaye Guèye le grand tigre de Fass kooku mooy sunu invité tey ñu war a waxtaan ak moom ci làmb ji ndax defe naa ne kuy wax làmb boole jeg Moustapha Gueye wàññeekul ndax li nga koy wax xam na ko mën na ko ci la màggee te it moom la dund ñu ràññee ko ci kon Moustapha la ñuy def Guèye ñaañu Guèye ak ñaañu Guèye ak Gana Guèye ñu ngi lay nuyu. di la sargal ci ñëw bi nga ñëw ci invitation bi puisque sportif bu mag a mag nga tu as marqué ta génération. jërëjëf auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mbokki Sénégal yëpp Hadj Papa Dieng maa lay delloo nuyoo grand frère de valeur di nuyu Hadj Malick sama sëriñ di wax ñëpp nag asalaamualeykum. waaw Moustapha Pape Dieng wax na ko léegi am mbégte gu dal la ci studio bi. nga miin émission bi trop nekk tamit di fàttali fidèle auditeur rétro sport la parce que léegi mu ne ma seen invité bi léegi lu ko raw moom même s'il n'est pas invité il est toujours mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ci waxtaan tam nañ ci bokk écurie Fass da ngay wax lu am solo ngeen kuy wax balaa ba Moustapha Gueye mën ngaa wàññeeku dëgg la yaa ngi fàttali ko ne ci la yaru ci la màgg ci la def léppam làmb la tubaab fakal la macha allah xam na dañuy commencé écurie Fass mbala dañuy commencé écurie Fass la ñuy commencé waaw écurie Fass la ñuy commencé taxa écurie Fass bi gis nañ ne yëngatu na Moustapha Fass gañ na champion depuis nga dem jox leen ngay tigri attan na ko deful amul daal ma deful lañ doon séntu ci moom deful lañ doon séntu ci moom interprétation bëri na trop lu waral loolu dañ ko teel a jox dafa matul beneen avant ñu sax pourquoi Fass mënut a ñëw revenir au sommet des grandes écuries comme ni ngeen seen temps bi fi nekk yow ngeen géré woon lamb ci lu ñuy wax ne Moustapha Gueye Fass lu tax Fass mënut a ñëwaat fi mu toll nii. jërëjëf loolu moom dinaa sawar trop ci bu ñu ma laajee lu jëm ci écurie Fass ma tontu ci. te mu ngi tontee nag day nekk tontu boo xamante ne kat dama fa dale baax mokkal ma fa sax xam naa xëy na ma. din mokkal ma xaw faa mokkal. topp samay mag ba. ni ñuy jëlee direction technique teg ko sama loxo avant ma nekk directeur technique aussi bi may bëree nekkoon naa entraîneur adjoint sama fin carrière ba ñu préparé boobu temps après ma nekk le coach de l'écurie de Fass bi ma fa jógee aussi nekk naa coach écurie de Fass après un certain moment ma yéegaat nekk secrétaire directeur technique. donc fekk naa génération yu bari yu fi nekkoon ni ñu daan liggéeyee sama génération ni ñu doon liggéeyee ay génération bu topp suñu gannaaw ni ñuy liggéeyee donc dafa neex a wax moom mooy. depuis suñu génération ñun bi ñu demee. génération bi topp suñu ginnaaw dañuy chuter complètement parce que làmb gi dafa commencé changer ay koppar commencé bari quand même dugg ci làmb ji ay xarit bari ay mbokk yu bees bari et infiltration yu bari yooyu dafay indi toujours rek sooxe ci mbër mi ndax mbër en général li ñun suñu génération pour expliquer ko mooy dañoo ànd ak suñu biir ñiy maasoo génération di bërindoo foo musaan gis ki gis fa morom ma. boobu da ngeen dëkkandoo. dañoo dëkkandoo. donc tout le temps dañu dund yëpp làmb lay doon waaye après dafa dénaturé wu ba tellement que mbër yi nekk actuellement derrière moi à l'écurie bu ñu gisantee rek entraînement lañ daje ou sax ko am combat soo bëree soo paree mën nga absenté ba kenn nga amati combat muy détraire di dem ba def ay années
finalement nag mu agsi ci benn buum boo xamante ne mu jot nag xëy na pour ñu defaraat jekkalaat. mais Tapha ñooñu yàlla na ëppoon succès yow li nga def ñooñu defuñu ko ci làmb pourtant vous avez réussi à gérer votre succès les années 92 te nga daan ay ñoom Aline Diouf ñoom Mame Ndiambane ñëpp mais boobu la Fass ëppoon aura mais tout ça les derniers avaient réussi gérer le contrôle ba pare maîtriser la. pourquoi loolu amul. boo ñëwee ci làmb ji ñu xam ne c'est une grande équipe. ñu xam c'est une grande équipe Moustapha. boo leen di dugg rek. boo leen dugg ñu xam ne c'est une grande équipe. te boobu ëppoon succès. daa ko leen bëri def lu nekk topp. loolu la mbéy gi di sa mag. problème de dirigeant la wala problème de quoi la. ok dirigeant yi njëkk yi fi nekkoon nag. amoon nañu caractère boo xamante ne xëy na xaw nay wuuteeg suñu dirigeant yi fi nekk léegi dirigeant yi njëkk ya yaruñu woon xaalis di ko joxe. mais amoon nañu caractère. am personnalité boo xamante ne. bu ñu la joxalee nga xool fi ñu joxe. mais donc nag léegi la waroon gën a neex ci xale yi. parce que suñu président yi ne fi mujj a ñëw dañuy jël seen alal di ci def. mais Moustapha doucement ñu nga jël sa alal di ci def te it doo am caractère boo xam ne li nga wax. fa laa commencé de. dañ koy topp. fa laa commencé fi ma commencé mooy. bu njëkk ñi daan diriger. amuñu woon alal boobu. ou bien bu ñu ko amoon defuñu ko ci. voilà exactement. mais ñi fi nekk léegi sa waay. yow mun nga imaginer par exemple ñu fay 1 lutteur benn cachet 5 millions. moom mooy ma wax ci catégorie yu ndaw yi. le président bu defee bu paree su làmb ji jeexee bu defee calcul moom président kese. dépensé na lu mat 4 millions 500 bay xaw a jege li ñu fay mbër ba. tu te rends compte. te du feeñ. te du feeñ. du feeñ parce que mbër yi li ngeen defal mu feeñ. dafay xaw a jafe. li ngeen mais Moustapha yaakaar loolu tamit téye boobu moo tax ñuy def li ñuy def. voilà mais parce que déjà rek dafa bokk ci rek sax mbër bi su commencé am lu mu néew ci alal. mu commencé comprendre ne daf ci am benn partie boo xamante ne daf ko war a partager. loolu moom importance. mais mbër bu fekkee dafa baaxoo rek. lu ñëw mu ne maa ko moom. lu mu moom mu jël ko ba jël leen luñ moom finalement yii lay indi rek. parce que day dem ba nekk ku ne sa intérêt bopp. intérêt commun bi doon am déggoo bi àndandoo bi nga yow bu doon laggat sax da nga daan xool sa ginnaaw gis Cheikh Mbaba. xool sa côté gis Cheikh Djib Diouf gis Ibrahima Mbaye. xool seen visage yi nga xam ne ñii. tey jii nga am ndam sax mu ñu dem dee sax mooy gënal faf dafa am benn différence léegi dafa changement boo xamante ne vraiment mais ñu ngi ciy jéem a liggéey nag parce que ay xale boo leen yoree. defaraat ngay def da ngay topp ci ginnaaw defaraat ba mu jekk. te ragal nañ ne peut-être yii di ñëw nii. dina am benn changement boo xamante ne dafa ne suñu jot. kon yéen jàpp liggéey ngeen xalaat ngeen ba gis fi ngeen war a jaar. si pour trouver solution. at mu nekk ñu ne Fass dina la grande équipe de Fass va revenir at bu nekk ñu gis loolu. bon ren sax xam mbas mel ni sauvé ba ren. ba tey d'accord ren mbas moo ñu sauvé mais Malick. am nañ ay jeunes talents yoo xamante ne. kenn mën nañ ñu indi satisfaction ëllëg. am nañ ci ay mais bu ñu leen déggalee. non am na si ñoo xamante ne gis nañ ne déggal nañu. te ragal naa ne am nañu ci juum woon. dellusiwaat te xam nañ ne nañ juume woon du leen dalaat. ndax mënuñu fot ci nag fotati ci. am nañ ay talents yoo xamante ne tey jii mën nañu xëccoo ji tey ak les plus grands champions. am nañ aussi ay lutteurs yoo xamante ne ñu ngi toll ci seen fin de carrière. donc nag il faut ñu préparer la relève. c'est logique am nañ ci Gris 2. comme la relève am nañ ci Serigne Ndiaye numéro 2. comme la relève am nañ ci ay Boga. am na ci ay jeunes yoo xamante ne feeñaguñu carrément te compté nañ ci ñoom pour demain ñi ci des nag ñoom am nañu def nañ seen carrière ba tey jii dañ leen di classé ci cadre boo xamante ne rek et di compté ci ñoom bu ñu bëree 3 combats daan 2 ñu daan leen benn loolu dafa am ci carrière. il faut vraiment nga mën a catégoriser mbër yi régler leen ba nga xamante ne dañu nekk à point. un lutteur qui a bu dugg la quarantaine wala nga am 35 ans passé ses performances mënut a bokk ak mbër mi am diggante 20 ans ak 25 ans. loolu lu ñëpp jàng la. Pape Dia dafa lu am solo léegi Moustapha dafa ñëw ci affaire caractère est-ce que yow bi ngay bëri xalaat nga jël combat sa avalu staff technique yow da nga jël combat c'est Moustapha Gueye qui négocie son combat ma c'est l'écurie Fass qui négocie le combat de Moustapha Gueye. en fait man promoteur da daaw ñëw sax doo xamante ci combat man damaa jékki-jékki rek ñi Pape Mbaye ménager ñëw na ma diw sangam ñëw def pour diw nangam wax naa nangam déggoo nangam fekk avant xam naa ne juróomi mbër yi war naa bëri ñoom ci kenn ci ñoom diw dërëm la gën a diw ñaar dërëm la ma xam ne saa bu ko jëlee rek mooy la ñu waxoon maa ngi moom respecté na ko. ci déglu aussi samay waajur muy Mbaye Gueye. moom tam day supervisé day wax. moo tax yenn yi en tant que technicien connaisseur bu teree rek. nga forcé dem rek peut-être da nga ci am paqatal. dal na ma ci seen biir carrière. ay quelques fois. dal na la bien sûr nga insisté dem. c'est normal bien sûr. tere ko mu dem bëre ji gis ko. parce que boobu temps day am benn cachet bu tegu boo xamante ne ak séntu boo daanee mbër ma. am na fu mu la yóbbu. moom mu lay faire comprendre que ne bon mën nga daan mbër mi mais jotagul pour nga woon ko daan mën nga bëreeg diw ak diw pour doog demaat ci moom. du la yàqal. boo daanoo fii mën nga bëreeg moom. même boo daanee mën nga bëreeg moom. expliqué la cachet ba ñu lay fay nii boo daanee kii daanaat kii mooy bi ñu la fay tegal lay ay schéma mais nag mbër nag bu tollee ci bëre si di ba yëngu très souvent
bu xaalis tegoo day bëri. perspective tegu danaan damay bëri ci. def affaire yi njuuj njaaj. da ngay wóolu sa bopp doo ko def ci ñàkk a da ngay teg wóolu sa bopp ba dem sa bopp. soo paree nag après bu lu affaire bi dalee sa kaw nag. ci nga fay jóge nag commencé di regretter. di ko regretter loolu nag moo tax aussi tere mu gis boobu tere mu te bàyyi mu gis boobu. am importance. Pape waaw Moustapha dafa am wax boo xam ne da nga ko wax parce que nee nga écurie Fass bu njëkk ba ni ñu daan préparé ak ni ñu daan entraîné ak léegi du benn. tudd nga ni dëkkandoo bu amoon amatul. ndax Fass tamit bu ñu fàtte ni dañ leen toxal yóbbu leen Fass Mbao. te loolu démantelé na lu bari ci biir écurie bi. mais bi loolu amee dafa am ay dirigeants yoo xam ne dañ leen jël teg leen. ni leen léegi yéen a ñuy wutu ñun def nañ suñu wàll. Mbaye Guèye des moo fi des ak yéen doon seen mag yow nga nekk fi. nekk seen directeur technique. normalement su fekkee liggéey bi war ngeen trouver mbër moo xam ne mun na leen jox satisfaction parce que Fass boo xoolee classement lamb bi vous êtes très loin di ngeen sori trop. non bii classement moom man du ma ko considérer classement. ndax mbas mi bii nii. bii nii. yeneen yi mën naa d'accord parce que tamit ay calcul ak ay chiffres mais bii moom. lamb moo fi amul woon. kenn du jël fa dara nekkul daf fa dara nag loo xamante ne positiful. lamb amul woon pratiquement. lamb boo xamante ne bëriwuñ ko lu kañ la tijji lamb gi démarré ay janvier. février mars mu tëj. non 3 mois ay ak ñaata combat fi am yëpp. sur 9 mois léegi bu fekkente ne da nga jël classement yi. 7 équipes bu am 8 combats. ak équipe am na équipe yoo xam ne amuñu sax benn combat. ñooñu ñu leen def. bokkuñu. équipe Fass bu amee ay 3 combats lay am 4 combats. yeneen écrits yi ñu ci bëri amuñu écrits yi gën a mag ci Sénégal amuñu ay combat et ça se passe comme ça au niveau de la lutte mbëru Lebu yi dëkk ci ay Bargny ay Tëngéej dañoo yomb a ñëw bëri si. ndax dañuy jël gaal tëmbal géej jaay jën denc pour combat. dañu am possibilité wu mën a jox promoteur xaalis tëgg chaque dimanche da gis mbëru Tëngéej bu bëre. moo xam Sonkaan Gueye la nekk. moo xam Lebu gi la nekk. moo xam Kaay Baax la nekk moo xam chaque dimanche donc ñooñu ñuy ëpp avantage ëpp am combat. da nga gis ni ñuy atelier sax dafa doy waar da nga gis écurie bu am 10 combats am 6 victoires 4 défaites nga gis benn écurie bu am 4 combats 3 victoires benn défaite que am 4 combats devancé ji borom 10 combats yi mais borom 10 combats boobu nag devance ko day xaw a jafe. parce que am na nombre de combats bu ëpp. bu keneen ki amul. donc yemale boobu war nañ ko mun xoolaat bu baax a baax. te tamit aussi bon du neex a wax waaye am na ci ay actes yoo xamante bi am ci làmb instance dirigeante moo koy def mooy le CNG moo war a seul détenir pour taxaw di chiffrer kan mooy écurie numéro 1 kuy mbër numéro 1 kuy nagam kuy sàngam. loolu man sama conscience bopp lan la may. loolu sax nangu lañ la ko. est-ce que mën nañ yéen xalaat ngeen ne Franc boobu ñu leen bàyyi man dama ci écurie Fass ba léegi. Franc bi ñu leen bàyyi diisul pour ñu ko yor ak tamit est-ce que xalaat nañ mu. ndax attan nañ ko. tiituñ mu yàq seen loxo parce que ñëpp dañuy tiit mu yàq seen loxo li Fass def. parce que mu ngi ci yoon wi. mu ngi ci yoon wi et puis Moustapha beneen bi gën ngeen génn champion. beneen bi sur le plan administratif. je parle sous votre contrôle pas bien. Malick Gueye men administrativement parlant c'était le meilleur administratif ci wàllu làmb ji. Fass yëpp amatu ko léegi. muy disparaître comme ça. bon Malick Gueye mi ngi jëm mag trop. mais bien sûr amatul temps mi ngi encadré. mi ngi buuna mu def liggéey buuna son adjoint. mais adjoint bi lépp mu def rek ci xalaatam la koy jëlee. donc déplacement ak bouger yi mënatu ko am. mais li fi nekkoon ci staff boobu moo fi nekk ba léegi am nañ président bu compétent buy daj coono. waaw mais kay werante wu ko. am secrétaire si. waaw mais xam nga président bi Moustapha ñu ngi ko mën a juger rek à travers les résultats. am nañ nag mbër bu leen fàtte am nañ aussi mbër boo xamante ne ko si quand même bi ñu taxaw di ko def Tigre de Fass quand même dafa def ay preuves am. non bien sûr. bëree def yu leer mais ci diggante bi. peut-être il a chuté. mais moment bi ñu ko introniser il était intronisable. siiwul waaw loolu nag xam nga tamit très souvent day am. mais footballeur bu jógee ci club bi beneen club jógee fa tàkk. jógee fa nelaw autant de fois. moom nag en fait de compte du moom rek moo nekk écurie Fass. mais mooy tête de file ba tête de file bu doxul. waaw mais da nga gis ne ci ginnaaw xale yi ñu ngi dox. te xale yi kon nañ ñoom suba. Lac Rose il faisait vraiment feu et flamme après il a chuté par ci blessure am Forza muy doon doxal bari nañu aussi ay ndog-ndog bari nañu ay cat yu dugg suñu biir yoo xamante ne aussi fakkatal nañu. Gris 2 ñëw na ñu séntu mu juum. ci combat mag Reug Reug bi passé. defe ko ni mu ko sentiré après regretté na jégalu na. ñu jégal ko tegaat ko ci raay mi ngi teg ko ci raay mi ngi préparé pour son benn futur combat ak Abdou Diouf ainsi de suite. jubbante daal ci lañ mën nekk en attendant ñuy teg lu baax mais daal dans l'avenir. mu nekk ren mu nekk déwén mais daal ñu ngi liggéey ci suuf pour xale yi màgg ñëw téye mbir mi ni ñu ko war a téye quoi. xam nga yow est-ce que dañu intronisé Tigre de Fass dañ la intronisé yow da nga liggéey ba jot ba nekk Tigre de Fass xam nga kenn intronisé wu la. waaw Mbaye Gueye dafa dem
je sais pas fa dem. waaw nga ñëw wane say preuve nekk le deuxième tigre de Fass yow kenn tournisé wu la. ma ñëw continuité bi neex trop wax dëgg yàlla. waaw parce que nga teg ko ci yoon. teg toj. indiwaat espoir. indiwaat espoir. waaw espoir bi Mbaye Gueye demee nit ñi dañ ñàkkoon espoir mais bi nga ñëwee da nga indiwaat espoir bi. d'accord spectaculairement ambiance bi pecc mi xam nga. du poids bi du dara nga wane sa bopp. joow bi. waaw mais léegi. ak ndam li ndax tamit folklore bi nga leen def yëpp bu fa woon àndul ak ndam kon histoire bi du la retenir. mais depuis yow bi nga bàyyee ba léegi. dañu remarqué ne équipe bi day gën di wàcc. avancé wul demul. te yow d'après li nga wax les moyens sont là. oui quand même baax sax. le président fait tout pour avoir des résultats. mais les résultats ne viennent pas. ça ne suit pas. Où se trouve le problème maintenant? ah que le comportement des lutteurs. ça il faut le dire ah. ah oui non sinon bu leen ko waxul on vous condamne. man par exemple. waxuma sax bi mu nekkee ak kat yi di liggéey maa ngi ko nuyu de passage. Amadou Kati Diop. bu may coacher. mosuma fàttalikoo fu ma tardé jour d'entraînement même su ma feebaree dinaa soog ñëw toog. ba mu xool ma xam ne nangam sangam. bu heure jotaan boo ñëwee heure bu jotee am na battement bu muy maye soo ko agsiwul dalay xool joxoñ la rek nga wàññeekuwaat. c'est-à-dire doo sax dugg ci biir sax camp d'entraînement bi. Alassane Diakhaté bi mu ñëwee fekk Alassane Diakhaté moo nekkoon adjoint bi mu ñëwee mu continué ci même lancé bi. même ñun sax fi naan kii boobu tax may sama fin carrière mu ma mel comme booy di ñëw heure amut vraiment xumb sawartuma topp ci mbir mi parce que âge buy dem moom nga xam ne entraînement yi dafay teggeeku moment bi xale bi yeewu jóg 4 heures pour yaakaar dem ki naaj bu tàng bi entraînement yow yaa ngi bëgg a tëdd nelaw dallu ba mu giif nga doog a dem parce que yaram loolu attan yooyu moment sax dama assez di mu bousculer di ma dàq sa entraînement mais depuis boobu nag ba léegi nag amatu fi rigueur bi daal des na au niveau des entraînements loolu la quand même heure bu neex. dama ko pour parce que foog mu leer ah mënuñu la convoquer entraînement ne la heure d'entraînement 17h la may nañ la battement wu 30 minutes maximum te saa boo ñëw rek da ngay ñëw dugg ci camp d'entraînement bi dégg ñu ne timis Allahu akbar te à l'entraînement bu mu timis jotee ñenn ñi sax dañuy dagg dem julli ñëwaat ak maa ñu jeexal donc entraînement gëj na am équipe face comme il le faut quand même. mais léegi yéen prévoir leen ñi nga xam ne dañ koy def ngeen trouver si ay solution bi daaw trouvé nañ ko malheureusement. waral na sax aussi départ Papa Sow. waral na aussi am ay mbir yu xawoon réticent bañ a signer le papier. parce qu'on a fait benn papier boo xamante ne. daf mooy ligne de conduite bi nga xamante ne. moom la képp kuy écrit ala képp ku yore benn association buy doxal sport moom la football bi def moom la basket bi def mooy dafay fekk lu leer loo xamante ne ci nga war a jaar mooy code de conduite bi. règlement intérieur. document bi ñu ko defee pare mu set wecc leer nangam dugg ba ci pourcentage bi ñuy jël ci yow say heure entraînement say préparation ñi ngay àndal yëpp bu mu leer ñu def ko ci kayit ku ne ñu joxoon ne la signer bon mën nañu nag sur 100 personnes yi peut-être 67 yi signé nañu mu des ay quelques yu signé wul. ñii par signer ma père man c'est pas grave lu wax loolu laa wax dinaa yooyu man ku ma ko vraiment la non man dama signé koy jàmbur. man sama signature Moustapha Gueye lay porté. yow Mourou Ndiaye nga tudd sa signature ngay def ainsi de suite. donc foog nañ ko ba mu nekk ci mi-chemin ci diggante bi làmb gi daaw mu yàqu fi ci diggante bi départ ñenn ñi arrivé ñenn ñi donc ñi ngi xaar saison bii di ñëw ñu employé ko nag ak rigueur bu mat sëkk ku ko nangu yaa ngi ci biir écurie Fass ku ko nanguwul nekkatoo ci écurie Fass. est-ce que crise bi mënuñ ko lié ak échec Gris Bordeaux yi nga foog en tant que tête de file de l'écurie Fass. waaw xam nga tamit tête de file bi. waaw su doxul rek presque de ci ginnaaw du dox. même bu ñëpp doon daan. moom muy daanu. ñëpp di am 5 combats 5 victoires ci année bi. moom moo am 2 combats sax perte 2 yi mbaa mu daan benn perte benn. dafay des parce que écurie yi gars yi dañoo miinoo baaxoo cosaan chef de file bi rek moo compté. parce que moo jiite di. waaw exactement ku jiite nag moom quand même train moom bu jiitoo moom dafay tegu ci raay bi rek ñëpp topp ci ginnaawam mais nag en fait du yaafusam quand même mais quand même dafa doxul. dafa doxul il a perdu des combats yoo xamante ne. yoo xam ne war a koon perte sax. exactement xamul ndax doxul yéen technicien ngeen xamul ndax doxul. si li tax doxul xam nañ ko. xam nga bi nga xamee aussi. quand même nag il faut reconnaître que ne Gris mbër bu reconnaître la que ne moom def na bêtise def na erreur. dinaa rattrapé. donc aussi bu làmb ñëwee tamit dina nekk ci rattrapage boobu. faut ñu compter aussi quand même que nag des fois nag nga xool ne làmb c'est vraiment xaw ma ciy gëm ay chance. kii daa am chance daal mais Gris dina perte ay combats yu bari yoo xamante ne. da ngay toog su ko ne vraiment ce gosse là. dëgg la il a manqué de chance quoi. il a fait tout ce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire mais il n'a pas gagné. xam nga si li ngay wax. nga baal ma. dafa vraiment foo tolloo. sa génie moo la ciy génne. c'est-à-dire bi mu bëri Balla Gaye keroog dafa dem il a épuisé toutes ses limites. foofu la yem mënatul. waaw mais nag Malick doucement trait de génie ñëpp amuñu ko de. waaw d'accord. waaw yow am fa laa bu doon toll. c'est-à-dire da ngay yow da ngay. non dafa am génie moom. d'accord dafa am génie kon Pape mais loolu xam nga am na ñoo xamante ne dañ mën a génn ci combat. waaw ci buñ jaaxlee. waaw am ñoo xamante ne mënuñ ci génn suñ jaaxlee rek mooy jeex na. jeex na.
tu vois nit ñi dañoo wute foofu ci mbër yi loolu sax mun nga ko compter ci mbër yi lu jeex. mun nga ci lim autant de mbër yoo xamante ne. parce que mbër su fekkee soo waree daanu rek sa mbër lay des. mbër da ngay war a daanu sax génn ca daanu wa. ah oui. da ngay dem sax ba war a daanu génn ca ba daanu ba war a daanu indi jël bu taxasu indi jëlu chute partagée. moom la ñuy wax jël laabaal yi loolu day am ci mbër. mais du ñëpp ko mun. yaa ngi fàttali sa la Baboy bi ngay def anti contre dérapage. ok waaw mais loolu c'est-à-dire mbër du kattan kese. c'est que da nga ko naan. mbër buy dugg ci làmb ji problème boobu am na ci mbër yu bari yoo xamante ne. waaw dañuy dem ba am 40 ans bëgg a bëree comme bi ñu am 25 ans man bi may bëree Baboy. bi may bëree Khadim Ndiaye. bi ñu bëree Lac de Guiers numéro 2 du Moustapha Gueye bu yoon bëree gars yi moo fa nekkoon di bëri ñoom Moustapha Gueye bu nekkoon ci bu am 43 ans la. donc lan laay utiliser sama bopp laay utiliser pour. am ci kenn ku ma jaayanteeg moom doole. même yow bi ngay dégg ni sax mënoo utiliser force. exactement au contraire da nga ko fa jëm a xeex. non dama ne dama joué ci sama bopp l'intelligence. ñoom te nañ ma dama mage. dañu war a ñëw saax-saaxee ma. ci saax-saaxee boobu ñu may saax-saaxee man ci laa leen di daan. moment bu ñu am d'hésitation rek ma profité ki daan leen. kon mooy te bu ñu bëreeg man aussi foog ñu sóoraal naan ah kii de su ma defee nii su ma defee nii. yooyu ay proof ndol la comme sama combat comme Khadim Ndiaye. on a mis du temps ñoo beaucoup de temps. temps bi gudd na ba ay 3 minutes gi di sonn. mais xamoon naa ne foog ma xaru ci kawam. pour jëm ko tëral au moins pour mën a continuer. ma xaru ci kawam génne benn technique mu réussir ko réussir daf ci am solo nag. parce que ça va tout laa ci def. crochet biceps bi téye loos bi bouger loo ko marché loo ko. tant que mi ngi dox rek mooy mun a am trouver action bi. moo tax rotation bàyyi ko dans le vide. Baboy aussi bi ñuy bëree. nga cof bi muy ñëw nekk Italie def fa 1 année 2 ans. man maa ngi doon bëre te moom bëggoon na bëre ak man bu mu ñëwee dañ ma ko tegal sur le plateau bi muy départ di ñëw dafa ne moom day ñëw pour daan sama dafa war a bokkaat ci làmb ji. xam naa déjà li ko animé mooy dina ñëw daan sama. il va faire son va-tout moom mooy bu ñëwee bëreem xam naa ko Balla Beye. day ñëw rek ne acca na jeex. du nekk lu mbër boo xamante ne day toog di calculer. su ma jàppee tànkam bu ma noojoo nan laa war a def. non day dem jàmbaar la du def loolu. man da doon yomb ci man combat. ndax da lay attaqué yàlla dogal aussi. on a beaucoup répété sol laal yi. plaqué tànk. ma enchaîné mboot. loolu li ma ko répété Gris Bordeaux mënu ma ko sax xam ñaata temps la toll boobu temps ñu ngi camp Leclerc nekkoon ci ay frais d'entraînement boobu moment maa ngi nekkoon en voyage en France chez ñoom Madiagne. mbéy gi boo ñëwee fii di nga fekk koo xamante ne. bu def naa fa 6 mois yàggoon naa fa trop boobu temps en France. demoon na ba découragé complètement ci affaire la ma naan ma bëree gu ma bañ a bëri sama nekkut. non daje naa fa yow. maanaam bis boo ñëwee fii di nga fekk koo xamante ne. ma ne kan ngay wax Gris Bordeaux ma wax kooku Gris Bordeaux da ngay wax mun a am na ma koy itam kooku daa may ko xam nga ma ñëw fekk Gris Bordeaux mel ni acier. gars yi travaillé ko ba mu nekk building boobu temps doon toxal nag dëggantaan. mu fiir nga jaaxaan. boobu temps mi ngi ci allure bi te yëpp entraînement la woon. donc apport boobu ma Gris Bordeaux indil ci sama combat contre Baboy je pense que ne li ma préparé sama carrière yëpp mbër mosuma ko indil. parce que on était là-bas xam nga doole jeunesse ku am ay 23 ans 25 ans ak ku am nangam xam nga xat-xat ji dama naan escanté mu jig ma dem ba koy dékku. ba koy dékku carrément. ma xam ne nag kon su ma ku dékku Gris Bordeaux ci entraînement. Baboy sooy bëreeg moom répétition rek lay doon. moo tax mu yomboon ton ci combat bi noonu ma ñëw nag travail sama xel ne kii dama koy dóor. su ma ko dóoree day déchaîné mu koy mënu ko tax noonu la habitude naturelle la. am ñoo xam ne doo leen cokkaas. donc dama ko cokkaas rek dellu ginnaaw mu ñëw di réagir sama téere ba damay defar. dellu ginnaaw. contrôlé ko. wàcc moom de pour dem bëri ji jàpp tànk ak wañ ak yooyu de dama wàcc juste rek pour contact corps am. pour xaar ko. et bu contact amee nag tout de suite enchaîné plaquage. donc c' était comme li ñu doon répété entraînement même chose amul benn changement wax dëgg yàlla donc ñett yooyu mu mujj a bëreel ñëpp boobu ma nekkatuma carrière ko war a bëri ñoom war leen sax daan. mais def naa ci ay effort d' entraînement ànd ceeg waa Fass ku ne jaay ak sa bakkan ba ñetti combat yooyu ma tegal leen mais logiquement âge bi ma am ak âge bi ñu am ñoom yoonu làmb defaloon moo leen a daan. mooy affaire génie bi ngay wax rek. il faut être quand même un peu technique. il faut nga ne am un technicien. di liggéey ak sa bopp. pour mën a daan yenn mbir yoo xamante ne maa ngi yenn âge yi. Tafa technique boobu yomb na nga jàngal ko nit mbaa loolu c'est inné mbaa dañ koy jàngal nit yomb na nga woon sol ko nit. am na ay mbir intelligent yoo xamante ne. loo leen jàngal mbaa loo leen daane bi ci gën a ñor nag mooy loo leen daane entraînement ñu taxaw ne la grand na ma daane. Zallo avait l'habitude de faire ça. Zallo mel. oui ça loolu soo ko daanee day taxaw. non bien sûr ne la grand noo ma daane. doo ko ci daanaat mukk suba wala ginnaaw suba. loolu xam nga yokk na bagage technique am. bien sûr Zallo aussi il fait partie des techniciens. non de grands techniciens parce que si boo dee bëreeg ku ñu naan technicien la. normalement après war nga devenir technicien. boo jël
100% ci li mal bi war nga mën a jël plus de 50% te plus de 50% boo ko jëlee ci nit boole pourcentage bi nga am mën nga dem 100%. am na ci xale yoo xamante ne vraiment Papa Sow aussi noonu la meloon moom tamit. ku bëggoon contact ay ñi ko devancer ci technique la ëpp ko. loolu dafa am solo. les contacts écrits yi dafa am solo. mais Tafa loolu amatul léegi. parce que non ñàkk kóolute gi. et puis beneen bi tamit Moustapha xam nga écurie bi si xaw a jaaxal. léegi dafa jaxasoo léegi. da ngay gis par exemple nekk écurie benn écurie sangam di bëre duñ la gis loolu bu làmb amee bu làmb amee sa boo def na nga dem ànd ak yeneen ñëw. est-ce que loolu tamit du gën a yow bi du gën a rey écurie bi nga xam ne moom mooy li tax nga accès fi nga accès day ji nii. loolu mooy xaritoog yeneen mbër yoo xam ne bokkul écurie. àdduna de mën naa dogal ndax yàgg ngaa gis Pape Dieng ci jamono bu mun doon rek. nga ne Mbaye Guèye du bëre Papa Diop. waaye pourtant bëgg nañu bëri de. en fin de compte waaw bi lay dëgg la. Mbaye Guèye du bëre Papa Kane. bëri nañ ñaar yoon. bien sûr. ainsi de suite. ñoom ñoo war a xam ne dañoo war a bëri seen biir. xaritoo bi la xaritoo la. waaye tey jii par exemple mu indi benn bu gàtt rek Gris Bordeaux Eumeu Sène. toll nañ ci benn moment boo xamante ne ñoom ñaar kenn ku ci nekk rek. soxla nga combat. soxla nga combat boo xam ne yéen ñaar ngeen ko war a bëri. ndax da ngeen bëri ay ñaari combat ku ne daan sa morom mu doon combat yoo xamante ne. nit ñaa ngi xaar la belle. am na nag naam yu fi jaar ci diggante bi yoo xam ne teraanga la. ngeen dënd kër. seen jabar yi xamante ngeen jaxasoo tout ça. bu xasee am na de waaye de. dama ragal ne mbëri ci bëri. ñi ngi ñàkk ñi ngi wàññi seen chance. loolu tax ngeen bañ a bëri. palmarès. dëkk boobu sax seen chance ci koom-koom. xool ma tey jii gars yi dafa am lu ñu seetlu nañ jël Ama Baldé teg ko ci kaw taabal ji dafa néew adversaire. bu fekkee doo bëreeg Balla Gaye. waaw doo bëreeg Boy Niang. waaw doo bëreeg Sa Thiès. doo bëreeg Eumeu Sène. doo bëreeg Lac de Guiers. doo bëreeg Lac de Guiers 2. 5. pratiquement amatul adversaire moom tey jii bu daanoon Modou Lo amatul adversaire pratiquement booy xool. mais Lac de Guiers boobu nag c'est à revoir. waaw bien sûr. parce que moom mosul na du ma bëreeg Lac de Guiers. manager sax manager bi day xaru sax pour mu bëreeg Lac de Guiers mais Jules Baldé moo doon hésité tuuti naan du bëreeg moom. mais bis dina ñëw fii. bu Lac de Guiers doxalee di nga dégg Ama Baldé ak Lac de Guiers. logique nag bokkuñu dara. ma laaj benn laaj boo xam ne nag boo il faut ñu laaj la ko muy Gris Bordeaux difficulté mujj comment vous l'avez vécu naka ngeen ko gérer à l'écurie Fass. waaw alhamdulilah si gérance bi moom mooy xam nga tamit kilifa tamit ci kër. bu kër gi saxaar sax xëy na mën na tendefalu. waaye bu commencé tàkk nag wax dëgg yàlla foog mu jóg utiliser moyen bu ne pour fay ko. te yàlla dogal na nag ñu def ko. def bi nag yaakaar naa ne compliqué wul méttiwul def nañ ko coow jibul. journaux yi ko jot sax peut-être l'intérêt principal mu ne kon Gaston mu ko jox. sinon ñun def nañ li wax def rek. dem toog suñu kër di xaar leneen. waxtaan nañu aussi ak suñu poulain. parce que tamit nit ki mën ngaa nekk ci dëgg. dem ba nekkatoo ci dëgg. mën ngaa bañ a nekk ci dëgg sax. dem ba nekk ci dëgg. dem ba nekk ci dëgg. yooyu yëpp ay mbiru àdduna la. lenn rek mooy détail bu ndaw mooy le fait que xam nga 1 litre nag moom dañ la mbër nga. parce que wax naa fii ne man mosuma waxaale combat ba dem jël avance. bépp mbër bu mu sam problème Sénégal rek yaa waxaale yow. yaa dem yow. yaa jël xaalis yow mu nekk contact direct ak promoteur bi. muy commencé defante. mais su amee benn rideau bi par rapport bi ñu wax manager bu fa nekkee. yow coow du am dëgg la sa manager kay waxal sa manager wax ak kële. bu dul sa manager nekk sa parrain. mais nag yooyu yëpp dañu ko jéggi waaye nag jéggi bi ñu ko jéggi aussi for naa ci nopp le président Abass Ndoye. ma koy nuyuwaat encore une fois di ko gërëm di ko sant ci taxawaayam ci lépp. ci écurie Fass. ci àddina ci comportement am. ak ci nit de valeur bi mu doon. bi mu xamalee Gris Bordeaux na ko mën nga dem wax ak Gaston. léegi toll nga niveau boo xam ne mën nga wax. waaye nag ba ma àggee ci wax ji ba déggoo nag. war na am intermédiaire buy dugg rek. mu nekk si cordon bi ci diggante bi. kon yëpp du am. waaye bu ma amee aussi ba tey rek ay wax juddu. kon nga xam ne Gaston mais loolu Moustapha. loolu photo Abass la. non mais Abass aussi quand même c'est le président bu ko nee demal wax. bu waxee. dem jël. continuer Abass bu ko nee demal nga wax il se désengage. non moom xam nga làmb fu mu toll nii régulariser combat jotagul. wax entre nit a jot rek. contrat moral. ndax Gaston bu leen fàttali ne moom Gris Bordeaux wax nañ ba mu jël ci moom 10 millions te mosuñu bëddante kayit loolu nag confiance bi dox seen digg nañu et puis en plus li ma gën a jaaxal mooy Gaston Gris Bordeaux ko gën a yëpp ci écurie Fass gi yëpp. comme ñoom ñaar comme ay doom bàjjen. wax na ko Gaston dañuy kaf di ree def lu ne. mais nag dañ koy teg ci cadre rek seytaan bu ñëwee moom. dikk na dugg foo xam ne mënu faa dugg. waaye alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi topp si ginnaaw nag. jël nañ seytaane. xëpp ko ndox mu sedd guy mu dem toog yoonam. mooy li fi am rek. sedd na guy jaar na ci yoon. man nag le contraire à la place de delloo xaalis je l'ai préféré xaalis bi Gris Bordeaux téye conservé ko ñu waxtaan ci jataay ba. ñu yokk ko mu am combat. oui moo gën. mooy li koy defaral moom. dëgg la te mooy defaral diggante ba. jox ma delloo ma delloo la nga delloo ko dee dem si yoon. mooy am toujours ci police yi tribunal yi. jël nga sama xaalis fayoo ma. ñu dem nga fay ma loolu nga fay nangam.
mais ñoom ñaar seen diggante dafa doon dépassé loolu. dañ fa doon a jógee ñu naan ci suba ga Gris Bordeaux. soppeeku nañ ko moo Gris moo diw ñooy bëre. comme li Lac de Guiers def. mais voilà. Lac de Guiers de loolu la def. dafa may jëlee soit ci Lac de Guiers Eumeu Sène Gris Bordeaux. ñoom ñett ñoo fa desoon. waaw te ñoom ñett ku ci ne war ngaa mën a bëre sa morom. heure bi su fekkoon tey ji Eumeu Sène Gris Bordeaux nekkoon ay mbër di war a bëre. le promoteur va dire mais attends. combat bi ñëpp soxla moom mooy combat bi ñaari bëri woon ba ñaari mbër yi ku ne xotteeku ca. bi laay jël man nangam dina am choix. mais ñaari ñi du ñu bëre ñaari ñi ñooy bëre donc avantage yu Lac de Guiers amoon na ñaari choix de. am na benn moment boo xamante ne ñu ngi ko woon dox pour mu bëre Gris Bordeaux. fekkoon moom tam mu nekkoon ak détails ak Gaston nag mbëri bu ñu ko comprendrewul toujours dina am ak ñoom problème ci rajo ak télévision. ndax moom c'est un promoteur bu fi yàgg muus. gën ko yeewu. ci monter combat. ak créer tension ba dëkk bi tàkk. combat ba doog a am. professionnel combat bi doon taxawee. professionnel la. coole yi jaay bëri ñëpp di yuuxu. ñu xëy mu taxaw la dëgg lu ne tudd na ko. wax dëgg axul fu mais tey jii fan lay mujjee ci. sama papa la maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant. sama doom la après mu jeex tàkk mu encaissé avant ça mu dem bëri ji. donc ça c'est intelligent. mais Moustapha dans ce cas-là puisque vous avez essayé. bàyyi mbir mi mu discuter ak promoteur bi. mu am ay coow est-ce que ëllëg vous êtes prêt encore à recommencer la même chose. ah non loolu moom je pense que ne désormais mootul nekk. moo tax man la faute la. mais loolu ci Gris Bordeaux sax moo xam ne moom warul defaat loolu. moom ci boppam xam na ne su combat amatee ndax c'est la attention en plus c'est la première fois de sa vie muy doog a am mais xam nga Pape Dieng des fois mbër toll ci fenn ci carrière toll ci fenn ci responsabilité toll fenn ci âge bu correct amee rek ñaar ñi jàkkaarloo yëpp jaar ni waroon jaar yoon rek kon coow du jib mun nañu waxtaan ba déggoo xaalis dugg këyit am mu leer parce que tamit alal buy jóg day am këyit bu koy mandargaal. waaw mais loolu Moustapha. écurie bi à part contrat moral nag la Sénégal xam. ngor jomb gor laa. loolu moo dox seen diggante. mais li fi xewoon ci ñoom ñaar ba indi coow lu bari lii moo na fee bañ a xaw waaye xaw na fa rek. yéen tamit suñu journaliste yi tamit taal bi moom parce que dinañ ko ciy gën a sotti mu gën a tàkk. waaw waaye yow reconnaître nga ni loolu tamit erreur la de la part de l'écurie. erreur bu rëy la de la part de Gris Bordeaux et de la part de l'écurie aussi. voilà ñu indi si beneen point Moustapha ci làmb ji muy CNG bi gis ngeen ne mandat président Alioune Sarr dafay jeex. le 31. dañ ko renouveler loolu c'est une prérogative du ministre des sports. moo am prérogative renouveler ko. mais gis nañ tey jii il a reçu un audience Mamadou Tyson. Tyson bi nga xam ne mooy fondateur écurie Boul Falé. il fait partie également des lutteurs qui ont apporté leur contribution ci. au développement de la lutte. sénégalaise. alors yow est-ce que pour yow. naka gisee d'abord CNG bi Alioune Sarr il doit partir ou bien il doit rester au niveau du CNG. en fait Alioune Sarr il doit partir il doit rester je pense ni nga ko waxee sànq rek la. yàgg nañu bëgg Alioune Sarr dem. ñu bari yàgg nañu bëgg mu dem. et ministre du ko maintenir. tey jii bu ñu demee ba ministre maintenir tu ko war a changer beneen gamme mooy àdduna day changer rek. mooy aussi personne n'est indispensable. ak foo mu nekk bis na nga fay jógee keneen ñëw si ginnaaw. mais y a des personnes qui sont utiles. ah si mais ñii itam ñooñu ñëpp nag bari nañ Sénégal ah. waaw bari nañ Sénégal waaw. comme que bari nañ Sénégal nag kenn xamul. comme que nag cëggalu guy gi moom ministre bi moo ko yor. dañ koy may aafiya ak potu ndox. mu toog réfléchir tànn ndax moom yëpp ci kawam lañ xëpp après. bu tànnee ka mu war a tànn nag rikk waaye ngir yàlla ak ku mu mun doon. na ñëpp àndandoo jàppale ko ndax moom la tànn ndax moom mooy dénkaane. bu doon fédération xam nga fédération kenn du ko dénkaane. bu doon fédération. Augustin maa ngi ko nuyu di ko féliciter ci la fois dernière présence bi mu toog fii xam naa ci yu bari yoo xamante ne xaatu moo ne football Sénégal toll na foofu. ci ñàkk ak ci sàkku ndimbal nañu président de la République dimbali. loolu bu Sénégal bu ko wax dañ naan c'est pas possible. équipe nationale du Sénégal ak joueurs yi ñu yor. fu mu toll. dañuy yaakaar président dimbali parce que mënuñu fay ay test de nangam te di leen soxla kenn du ko mën a gëm. waaye toog na am fulaay fayda. wax ko Sénégal yëpp dégg ko ci rajo. président dina ko dégg. ministre dinañ ko dégg ñëpp dañ ko dégg loolu dafa am importance. Augustin ñaata yoon ay joueurs Sénégal yu am tur taxaw yuuxu ci kaw mu ne dafa war a jóge est-ce que mu sa fee jóge parce que fédération la. mais moom il a un mandat électif dañ ko fa. exactement moo tax may la fa ñu jëm boo ëllëgee. fa ñu jëm fi Sénégal jëm suba. ci affaire làmb fédération la. mukk way dimanche oui. mais Pape boo nee mukk de moom coono bari. fédération. ah mais oui bien sûr. pourquoi bien sûr fa lay mujjee ci làmb ji di compliqué. tax muy compliqué. xam nga football bi. la fédération et l'émanation des clubs. làmb dafa bëri ay bànqaas. am na seen association ancienne couloir. oui am na manager yi am na écurie yi. am na école de lutte yi dafa ak manager ak ñoom du dante ko amateur dafa bëri lu bëri bu ñu ci laxas donc loolu il faut
ñu tenir compte ci spécificité làmb pour mën am fédération mais dem pour dem tamit te wax ji ñu ko tam dindi problème man foofu laay wax. mais fédération lu koy taxawal du ñëppay daje club yi yeeg ñëppay daje. waaw mais làmb ñu fal kenn. waaw mais làmb ji ni mu tëddee. waaw na ñëpp daje rek bu dee 100 lañ bu dee 200 lañ 300 lañ. xam nga l'essentiel mooy fal bi. waaw te kañ ñuy fal nag je pense que le ministère tam toog croiser les bras rek ñu fal ko ñu neex te matewu ko mënewu ko. mais tey écurie tey bi ñu écurie ñun écurie yi am 2 représentants école du am benn. école du fi mu toll nii daanaka moo gën a écurie yi ñu baal ma école lutte par exemple école lutte Balla Gaye école lutte ainsi ñooñu duñu écurie mais c'est des écoles lutte yoo xam ne ils ont fait leur preuve dans la lutte sénégalaise. oui écurie Fass c'est une écurie boo xam ne ancienne plus de 50 ans mu ngi ci làmb ji taxaw. ay écurie Pikine Mbool yooyu donc yooyu yëpp c'est des choses à tenir en compte pour dem fédération man côté boobu laa xam Moustapha. mais léegi bu fekkente ne ministère. def nañu benn loolu ñu defoon nu mu tuddati waay concertation yi ministre defoon il y a 2 ans. arène nationale ñëpp daje fa composante yëpp daje fa. malheureusement ce jour là ku nekk yaa ngi ñëwee ñu parparloo mooy suñu problème Sénégal. waaw bu ñu xoolee liy defar ñëpp ànd ci rek day baax mais que ce jour là composante lamb yëpp dañu woon ginnaaw l'association des lutteurs en activité. ñu nekkoon fa 4 ak man mi ñu doon jàppale. xam ne lii sama xel nangu ko muy 5 ce jour là façon bu ne dégg naa ko woon Moustapha Guèye pourtant bëreetuma de mais dama toog ci ginnaaw xool ne lamb ji buñ ko continuer nii aussi fu mu jëm it ça n'ira jamais. dañuy dem ba mu jigi mu def fiasco total ci laa jóg nag man ànd ak sama doom ak sama jabar di mbëkkante jógante xeex ba lii amee nag tamit ñëpp dañu dal sama kaw mais tey ñi dawal sama kaw ñëpp dañu ma ñekk waat di wax la ma waxoon man. yow pourquoi nga porté woon combat pourquoi nga porté woon combat. mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les luttes yoo xamante ne dafa blessé mbër te taxul làmb avancé. dafa blessé ba taxul làmb les jalons yi ñu teg. yu ci bari baax na. les sanctions tant que amul rek. fu sanction amul rek discipline dafa am surtout côté mbër xaalis bi wax naa ñu koy jàmbar dañu ko jël yooyu yëpp ñoo koy def waaye est-ce que ñoom war nañoo def taxawaay boobu pour mbër yi respecter làmb parce que man li ma gën a compter ci làmb mooy ñu ne mbër mi 15 personnes nga indi mbër mi ñëw indi 100 personnes ñu bàyyi 100 personnes yi dugg parce que suba ga après war nañ jël chaque personne 10 000 francs déedéet 15 personnes yi kenn waru ci dugg 15 personnes kese ñoo war a dugg point. foo dem ci àddina ñun assisté nañu ay gala de boxe fu nekk ci monde bi assisté ay gala de concert Bercy boo amul Barge doo Macron doo dugg ak koo mun doon doo dugg. ndax ña fa toog xamuñ loolu kii takk na Barge dafay dugg mais bu dee nag fii da nga taxaw ci buntu bi mel AG bi taxaw ñëpp taxaw kay dugal di dugal ñu taxaw di kontaan ak nga dugal 200 personnes ba bu subaa mu nekk tant de millions yu war a jël ci yow toujours lamb day soxe moo waral. ñaari mbir di bëre koo xam ne yoonam nekk ci jóge fee sotti keneen ka saafara kooku nekk tipp bañ ñu bañ làmb ki des làmb amatul ku ne ñibbi sa kër amateur yi ba léegi fay seen xaalis gisuguñu bëri te kenn delloo seen xaalis détails yi ñu wax def ci làmb ba mu jag bari na te du nekk détails yu xaalis wala nangam wala sangam xale yi war nañoo bëre ci ginnaaw. xale yi dañuy y a beaucoup de yoo xam ne duñu bëre ku ci mënta jël ñaari bloc yu 200 billets muy 400 billets mais doo bëre. da nga jël bloc. mais loolu kay wax nañ ko waxati ko ba tàyyi mais loolu nag yoonu CNG nekku ci man du ma nekkee promoteur damay seet ku ma jëndal samay billets aw ma sponsor mbër bi nangoo ñëw ci man nangoo jël ci man ñaari bloc billet muy 400 billets wala muy 200 billets billet bu nekk li ci 200 000 francs muy 400 000 francs nga fay ma 100 000 francs mais loolu moo am ci làmb ji te loolu leer na yaakaar wax nañ ko waxati ko loolu sax dafa permettre nit ñi n'importe quelle personne ñoo bëgg a nekk promoteur yi dañoo war a trier. du ko jóg rek. def sélection am sa 300 000 francs déposé ko CNG jox licence nga jël ñaari booy yoo xamante ne mosuñoo bëri ci àdduna luy grand combat nga tegale 20 booy yu am tur ku ne nga jël ci moom 400 000 ça c'est beaucoup d'argent donc plutôt dafa devenir business. que combat pour làmb dellusiwaat léegi nag dama ne fi làmb toll tey ak li xew tey li signalé wu su làmb baaxul ren jii di ñëw saison bi ñu jëm mu war a am benn CNG bu bees ou CNP bu bees ou comité de normalisation xaw ma sax lu muy tudd. ragal naa du mun tudd ak CNG di ndax tuddoon na ko pare comité national de gestion de la lutte. léegi on en a plus là fenn la ñu nekkaat. ñoo xam nu muy tudd suba lii fi xew dara xewagul suñu grand champion yëpp ku ne am combat à l'exception Gris Bordeaux ñi ñuy woowee VIP ñëpp ak ñi topp seen gannaaw am nañ combat ba mu des Gris Bordeaux loolu dafa musul am sax Sénégal ñëpp am combat mu leer na dañ di nga bëri amul. mais Gris Bordeaux amoon na combat. moom moo leen bëggul bëre. waaw moom bu bokk. amoon na combat non bëgg na bëre sax seetaanee ñëwoon tension am te on regrette beaucoup de choses mais nag n'empêche que peut-être am na lu fi des mun a bëre. ñu suñu soxla mooy moo sëgg ci làmb ji bëre. quoi quelle que soit la situation. mais doone changé na kan la Gris Bordeaux di bëre sax loolu tam di ko toog posé wu la question di ko toog sax ne mais kan la Gris Bordeaux war a bëre kan moo fa des. ñëpp a ngi bëre moom moo des.
11 lañu ci ñu mën lim 10 am nañ combat moom moo des waaw parce que mu débarqué wu ne dina jéem sacrifier pour jël yu sàngam te waruma koo jël te su boobaa Tafa génn na ko ne ah non kii war a bëre ak moom à base na ko ah non kii war a bëre ak moom waaye nag peut-être mën naa am ko ñor ku taxaw ne ko ah non waroo mën a bëre ak moom waaye war nga ko mën a bëre ak moom daan ko seeti combat fin de saison nangam parce que mbër bi tamit bëre benn combat ñaari combat ñetti combat danga dàq ko. wala déet. dëgg la donc làmb ji sawaay defar bi war naa gudd war naa xóot war naa yaatu làmb li ci gën a sonal nit mooy enceinte. Papa Dieng enceinte bi doomu aadama yi fay ne kenn xamul nu ñu toll. lu la mën a fexe à tout moment rek seytaane mën dafa am boo xamante ne rek làmb du am. dëgg la mais trop de monde. géew bi. ah itam géew bi Malick dem nga làmb Papa Dieng dem nga làmb. te ne sax arène nationale xaw naa yaatu. Iba Mar Diop daa sax gis ñuy bëri. yàgg nañ toog dañoo CNG di ci kii mais après finalement toujours c'est des problèmes. c'est des problèmes c'est compliqué. moom mënuñu dox indil 15 personnes ci contrat bu ñu signé noir ci blanc nga taxaw indi 100 personnes Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye 107 personnes la indi. Gris Bordeaux indi 104 personnes. je te rends compte. ci stade. après dañ la koy teq mais après ba lu mu indi salaamaaleykum bu njëkk ba histoire na lamb foog ñu traçaat defaraat ko ba koo xamante ne bokkoo ci doo ci dugg di ci indi benn problème. mais Moustapha moo tax toog ci kaw tribune bi. mais Moustapha 107 personnes ci écurie bi naka lay nangoo loolu comment ça se passe. non déjà ñun sax dañu doon contesté 107 personnes yi. parce que ñun loolu Moustapha. ñun dañoo contesté 107 personnes yéen dañu mën a contrôler kon sax. non ñun sax dañu xam-xam. intrus ak loolu. ce jour là El Hadj Papa Dieng ñu ngi dépassé suñu ko 9h15. le matin tu vois. ñëpp dugg ak ñëpp duggul ñeneen jigéen woon ñëpp lañ compté waale mais Gris Fass mënul ñëw ci làmb di indi plus de. su bëree bëri 30 personnes quoi. quand même. mais on nous a décompté 104 personnes Balla Gaye 107 personnes. parce que làmb ku ci bokk sax da ciy dugg. dëgg la. fecckat bu jigéen fee sax day doon raataloo ànd ak mbër ma. fekk mbër ma sax yëgu ko. ñoo bokk ko rek mu toog fecckat mu nekk nangam. y a tellement de choses yoo xamante ne foog ñu assainir làmb ji. pour mu neex a xool. defaraat mu jekk ku ne xam fa nga da war a seetaan man en tant que directeur technique sax man mun naa bañ a wàcc ci biir géew làmb. mais entraîneur yaa nga fa ordre yi ñuy liggéey maa ngi koy jox. si làmb jotee mun naa wax ak ñi moo doon waxal dem te ko tim bi. supervisé boo amee sax bu subaa mun taxaw joxoñ kenn baaraam sàngam donc gis naa def nangam sàngam mais pourquoi lance enceinte ban njëriñ la fa am bu njëkk xam nga sànq Papa Dieng naan la ñu dañuy ànd ak suñu biir bu ñu dem làmb man sama ñaar yi ñu daan toog ci mukaay rek ñu daaw nekk mbër kenn ku ko toppoon mbër nga mais léegi nag lay ñëw di ànd ak mbër ma ci copain ak téye ci mukaay wuti gàllaaj gauche droite mooy ëpp yow ñi ñuy convoqué ci écurie ba. dëgg la parce que écurie Fass par exemple à chaque fois nit am combat 10 personnes la ñu convoqué. 10 personnes. pour respecter les choses. mais mbër may bëri ji dana fa am 50 personnes yoo xam ne ñu jëkkëram ñëpp a bëgg a dem dugg ci oto bi. dugg ci làmb ji. te nga taxaw di leen ko tere sax yow mën nga am seytaane yow ba taxaw ca buntu kër ga. mun nga fa am problème dañoo bëgg a xeex dañoo bëgg a yàqal dañoo. te bokk ñu ci écurie bi mais duñ fa sax mos a bokk. kenn ki doomu jaay la nekk kenn ki doomu bàjj la nekk. kenn ki da nga am yenn saa yaay jigéen ak gay béykat mu dem kii maamam diw des fois c'est comme ça. tradition moom fres ba léegi. te tradition boobu tant que coppatuñu pas coppati sànni. war nañ mais encadré ko mu jaar yoon. mais ci mukaay toog uuf ay butéel waaye wax dëgg yàlla kenn nit ñaar nit mën nañu ko waay tamit. lay dëgg la mbéy mi bu naa bëri. sotti saafara kenn nit mën na ko. des fois nga gis mbër bu taxaw kii di sotti mu xool ko kii sotti mu xool ko mooy day mujj jaaxle 4 personnes taxaw ku ne yor butéel ku ne mu xiin yi yàlla mujj xool kenn koo xam ne. dañ ne ko woon na kii. non kii waa butéel am na butéel bu manqué koo xamante ne dañu ko soupçonné ci écurie xam nga écurie yi dafa doy waar de. trop des fois làmbaam ñu soupçonné kenn. kooku fekk moo daan sotti butéel yéene jàmm ak salaam rek ñu tilimal sa xel 4 3 di sotti ak moom muy 4 mais ñii faalewtoo leen mais kala sotti te ñu waxoon ne la bii demoon na gànjaay ci sëriñu diw ba ku war a foon dem nga yaakaar ne butéelam boobu la. ça làmb dafa bari ay problème bopp yoo xamante ne ça amène des détails te man pour man nag mbër mi pour mu nekk à l'aise féex mën a bëri réfléchir ci entraînement fa la jàmm parce que làmb nekkul rek dugg ba fekk dem Pape Dieng. déedéet. on a benn concentration bu nekk ci làmb boo xamante ne ginnaaw boo tuusee ba pare. ginnaaw boo ñëwee ba teg say gàllaaj ba pare. foofu moment bu mooy moment bu gën extraordinaire ci làmb. boo tuusee ba ñëw si jumtukaay teg ñuy teg bagages yi. xam nga foofu talaguloo dem yuuxu talaguloo fekk talaguloo bàq nga ba pare la ngay tal mooy di xool yañ la jox nu ñu ko placé ak nu ñu ko defee. foofu concentration bu dee xool seetlu par rek. ku mu ci mun doon ak loo fort di nga taxaw foofu yaru. foofu ñëpp a yaru. doo gis ko tëb doo gis ko cali. mbër mën naa nii rek taxaw di xool ñuy ranger di teg di ranger di teg te léegi nag wax dëgg yàlla lu toll ni studio bi la mbër yi indi ci làmb ji 557 bouteilles. c'est trop. ñu lay jot doo xam ba sax fa ban bii fu mu jóge bii fu mu jógewul yooyu yëpp yu ñu war a assainir la. te Moustapha da leen mën a contrôler sëriñ si tamit contrôler leen yomb na. xam nga sëriñ tamit dafa xaw a complexe ci diggante le directeur technique ba l'entraîneur ndax mbër ma ci boppam la koy may confiance très souvent mooy la mu jëlee la mu wuti. te la mu wuti boo ko bëggee empêcher
psychologie lu bopp la. mais kon li ngeen di indi nag wala écurie bi doon di dara. non en général bon xam nga def équipe bi le président Abbas Ndoye am El Hadj Papa Dieng bu ko mën a ñaanal bindal ko xaatim bindal ko pour mu jox ko mbërëm. bu ñëwee bu ko joxee mbërëm da koy jël. ndax moom ndam lay bëgg. te doomu Sénégal te bëgg. xaar na loolu. yooyu tamit relation la ba tey rek. man bëri naa ba tey ñu day bouteille yi bu kenn laal tegal nga fële di jox du xaaj. Assane jëlee. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. Ah, j'ai un poste pour vous. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda Valda Afrique ak Pyrovalda ñoo leen di may seen émission rétro. ñëw yéen seen deuxième partie émission bi suñu gan tey moom mooy Moustapha Gueye Tigre de Fass deuxième Tigre de Fass nekk tamit directeur technique bu écurie Fass Moustapha nga wax ni làmb ji occasion la pour au delà du 2 novembre prochain bi ñu installé CNG bees bi defaat lu bëri. lan nga yaakaar ne fi mu toll nii moom moo gën a jàmp pour future structure bi gérer làmb ji. jublu ci liggéey bi lan moo gën a urgent fi mu toll ci làmb ji nga yaakaar ci defaraat. defaraat bi li ci gën a urgent moom mooy déjà assainir l'enceinte. il faut am peu de personnes dans l'enceinte. surtout bu dee jotee ndax visibilité bi ci biti ñu toog ci côté bi nii mën a dund làmb parce que mbër yi ñu bëri ñoo ñu fi indi. waaw boo demee ba spectacle bi wala ba jaxasoo bi indi kenn ku nekk mën a jóg def lu la neex loolu luy war a dañ la luy war a jeex la loolu bu jeexee nag léegi nag mu des nag léegi nag. ci biir combat bi les fautes. loolu côté technique bi la côté technique bi il y a des choses aussi à refaire. waaw parce que yi nga xamante ne yu ci bari yi neexuloon mbër yi duñ ne yëpp war a dañ mais ñoom war nañu am satisfaction wu bu fi ñuy nekkee de suñu jàmbar lii la woon tey jii lii jóge nañu fi tey ñaat ñuy soulager nañ ñu ndax ki lay fay junni ci weer bi su keneen ñëwee fay la ñaari junni kat ka lay fay ñaari junni soulagé na la yokkoon na la say grade. kon yow Moustapha tu veux dire que kon CNG bi normalement am na ay anciens lutteurs yu si war a bokk. waaw mais ça c'est normalement logiquement. pourquoi logiquement. est-ce que ancien lutteur veut dire un gestionnaire. xam nga pàcc yi dafa yaatu. non c'est Malick bu fekkee le président du CNG. waaw. ministre bi moo ko choisir ci prérogative am la. loolu lu ñu ko nangu loolu baax la. bien sûr mais ci biir nag staff bi ko wër. bu fekkee amul benn mbër bu ki nekk rek. mooy njaw dee sa xamit. loolu sax déjà ñëpp mbër yëpp mënuñoo cuune. ba kenn bañ ca ba kenn mënu ci am njariñ. Manga de kese moo fa mës a nekk membre CNG pendant des années. bi ñu toogee ba benn ministre ñëwoon Faustin Diatta je pense. bi ñu ñëwee defe ne nañ dugal Tafa Gueye bii. war na mën a bokk CNG indi xalaatam. ma ñëw dugal ma CNG def naa fa 4 ans. comme chargé de mission non comme conseiller du président Sarr ak bon. CNG nag c'était open quoi ñëpp ay toog di réunion. bu amee sujet bu ñu teg ku ne wax ci sa xalaat. ñu def tour de table c'était vraiment amoon na démocratie quand même. comment dire du président daan jóg rek ne lii laay def ñu def ko. waaw maintenant mais kon yow parmi ces gens là. après bi mu fa jógaatee. mais après gis nañu àdduna dafay gën a dox. gis nañu amoon na fa lu mat 5 mbër mbaa lu ko ëpp yi fa nekkoon gis nañu bu mujj bi nii. après assises yi. Tyson dugg na. Yékini dugg na. mais jël nañ Mbaye Guèye comme des sages conseillers. Birahim Ndiaye. Amadou Kati Diop. tu vois yaa Manga qui était toujours là. jël ay promoteurs def benn genre suppu kanja boo xamante ne day wane ne composante lamb ngi nii ñëpp a ngi ci biir. am na nag ñu buudee am na ñu gedd am na ñu buggul. am na ñu yërndu demaat seen yoon. c'est malheureux nag. parce que Gaston dafa yërndu toogu fa demul bokkatul. musul siégé. Aziz Ndiaye dafa ñëw yërndu musul siégé ainsi de suite. Yékini à un certain moment dafa def démission. dem yoonam donc yooyu nag dafay tax rek ñu gën a mën a raxas ci ginnaaw mbër yaa ngi fi ñee ngi di mbër yaa ngi fi parce que mbër làmbatam mbër moomu ko. moomu ko de dafa bokk ci ñi ko moom rek. nekk nit ki nga xamante ne mooy élément bi nga xamante ne su amul làmb du am. waaye ni mu ñàkk amee nag làmb du am tamit noonu la benn structure bu ne ci biir. bu amul làmb du am. donc composante moo tax ñu naan axul làmb. le monde de la lutte bu ñu dajaloo moo tax ñu war a mën dem fédération bu monde de la lutte dajee. lan la ñu waxoon ci assises yooyu damay ngeen documenté wu. damay ngeen defaru wut ay récépissé amoon nañ ko pare loolu déjà rek boo amul récépissé mënoo am écrit boo amul récépissé sa du mën a bëri amoon nañ ko organisé wu mooy lan am kayit boo xamante ne da ngay retrouver en association ay kayit yëpp ay association lañ de. ñëpp am nañ seen kayit yoo xam ne mooy tax ñuy bëri léegi nag defaraat ko nag ba mu jekk nag ba ñu mun def association mu dépendre ci écrit yi ak composante lamb ji loolu rek moo des te loolu la d'après li mu ngi ci journaux yi dañ ci joxe délai ultimatum mu 2 ans. fii ak 2 ans war nañ dem fédération. waaw léegi nag bu fi nit ñi toogee naan mënut a nekk fédération. ak mënul nekk fédération. du mos a nekk fédération mukk. duñu jëm mukk tabaski ga ku nekk da jënd xaram te kenn du ko rendi. mais Moustapha nañu dem ba xam rek. Moustapha baaxul ñu bàyyi defi leen. Moustapha il faut toujours essayer oui.
Moustapha fédération internationale de lutte dafa am. fii la mais exactement. te mu xam nga kon bu ñu nekkee te mu diriger fédération nationale yi. sport bu ne war na am fédération xam mooy lan moo tax sax man. ñu bàyyi fi CNG bi ba léegi. non la voilà mooy waa. Pendant fédération longtemps. internationale de lutte boobu. lu tax boobu la ñu accepté Sénégal. Voilà. parce que Sénégal parce que aussi les pays africains au niveau de la lutte olympique amuñ ci trop doole. sur 50 ans benn champion olympique nga fiy dégg un égyptien. si xam nga très rarement doo dégg champion du monde doo dégg dara parce que concentration bi ci européens yi def américains yi def ko ci pays les autres pays c'est africains yi defuñu ko fi alors que africains yi bu ñu dee def ci matière lutte rek bu ñu sérieux woon mu teg leen ci conditions yi faut ñuy def ay préparation comme ñeneen ñi mais man day mel ni man yow rek. bëre moom dafa yomb. yéen ñaar yéen a yem combat kii la yéen ñaar rek la yéen a jàkkaarloo di bëri. ku ci nekk da ngay wane jom da ngay wane mbañ gàcce entraîner am technique gagné donc Sénégal man dama ko séntu ci dëkk yi nga xamante ne dañ bokk ci ay dëkk yoo xam ay champion du monde de lutte olympique am ay champion jeux olympiques ci lutte olympique. mais Moustapha loolu pour moom il faut des compétitions régulières. même ce qui amul compétition régulière y a plusieurs façons de s'organiser. mais malheureusement lutteurs yi ñu yaakaar ci ñoom ne bu ñu leen jëlee ñu ñuy médaille d'or yooyu mbër duñu mës a jege lutte olympique bi parce que seen gagne-pain mi ngi ci arène bi. mais loolu c'est au CNG de faire ce boulot. xam nga tey jii Sadio Mané bu ko équipe nationale convoqué su ñëwul ndox rek ci bànqaas yu leer. c'est par force lay ñëw. sinon du joué que ba. mais tey jii demal nga convoqué ma tudd benn mbër bu tudd Sakho Ñam bi. mais yow ci digg ndëndëm mais yow mii bi nga nekkee champion. daaw dem finalement ci compétition internationale. bi ma commencé confirmer ci arène bi dama arrêté équipe. voilà arrêté waaw jël sa bopp exemple. exemple xam nga mooy lan. tu as choisi. mooy. du nekk question choix day nekk aussi xam nga tamit saa lépp lu am ci àddina dafa am côté boo xamante ne dañ gis seen côté finance. làmb. côté rentabilité ñun ba ñuy dem di def équipe nationale bu ñu musaan nekk regroupement 1200 francs la ñoo jox par jour. 1200 par jour. nga def 15 jours am ay entre 15000 ak ay détails. 15 jours d'entraînement yu métti ngay def. moins de 20 000. boo jógee fii dem compétition internationale nga am 2000 francs CFA. par jour. te une semaine nga fay def. c'est pas motivant. boo nee cëpp aéroport yaay taxawut rapide bu la rapide ngor yow foo ko am dem ñu sa kër. loolu mos a xew. amoon na sax lu gënoon a néew loolu avant ñuy ñëw ñun. léegi nag après fii président Wade ñëwee commencé woon nañu ay détails yu ku am médaille d'or am nangam ku am médaille d'or am nangam. mais ku am médaille d'or am nangam ku am médaille d'argent am nangam boobu musul àgg ba fu may waxee yéen nii ci côté lamb on a eu des médailles d'or le championnat d'Afrique. des médailles d'argent plusieurs. mais ñooñu musuñu gis. li par exemple bu basketteur bi amee lu muy gis. footballeur bi mbaa footballeur bi amee lu muy gis. te ku nekk mooy Sénégal nga te sot. ku ci ne mooy Sénégal nga sot. ñu tëggal la pince ñu tëggal pince da nga ko war a yemale. sinon discrimination day am. yooyu yëpp tam dañ ko war a càmbaraat. ci yii di ñëw nii. am nañu ay champion du monde fii yoo xamante ne ku leen encadré ci benn saison bu ndaw 6 mois de travail bu ñu demee tey jii dañ àgg ba final championnat du monde te loolu raaya bu rëy la Sénégal nag tamit bu dee am ay buñ dee séntu ci moom raaya bu njëkk ci ay championnat du monde ak yu mel noonu mais dañu war a xaar làmb ji. làmb ji si ay graine bi ñu am fii rek pépinière bi ne fii rek àddina bu tukki la. malheureusement nag duñu suivre la lutte olympique mais loolu tam politique la. mais loolu structure bi moo ko war a gérer loolu moom. ça c'est le ministère des sports. à travers le CNG. exactement ça c'est clair. parce que par exemple football bi c'est la fédération qui doit charger d'administrer d'organiser le football. sur tout le Sénégal. par exemple Jeux africains Jeux olympiques yi doon am 2001 bi ñu doon jëm. 2021 bi doon ñëw 2022. te yóbbu ko 2026. mais làmb ci boppam daf ci waroon a bu ñu dee Sénégal bu ñu dee séntu ba yan moo fan moo rëpp médaille. mais làmb lañu ko gën a séntu. normalement waaye fan lañ ko séntoo lutte africaine. bis bu ñu ñëwoon fii di bëri gi lutte olympique ba ñeen ñi ñëw da ngaa nii mënuñu sax bëri xamuñu luy bëri Sénégal parce que xamuñu ko su boobaa dañ leen forcer tàggat leen ci loolu. mais loolu nag bu fekkee 2026 nga wax. dañ ko dikkee encore 5 ans. 4 ans. 4 ans ci ginnaaw. mbas mi ñi compté woon ñoom ñu am 17 ans kon ñu su boobaa ñoom. fekk nañu kon ñeneen ñu beesee ñëw. mais c'est une occasion alors ak lu bees yi 109 bi am nii. ci gérance lamb ji war a ñëw nii. yooyu yëpp tamit ñu war a càmbar la pour mu baax rek. waaw mais Moustapha ñu ñëw foofu tamit ci lamb ji puisque sànq wax nga ni ministre bi ci boppam moo war a tànn ki nga xam ni mooy diriger CNG bi. ak ñu koy war a diriger sax laay wax. mi ngi def ay consultation mi ngi waxtaan ak ay nit. am na peut-être ñoo xam ne déjà yaakaar na ni mën nañ ci bokk mais CNG bi yi ñu war a ñëw par exemple muy yow naka nga gisee ne noonu la war a demee par rapport ak CNG bi fi nekk. naka la war a demee. mooy pour man seet lépp loo xamante ne
li fi CNG bi fi nekkoon def baax na. mu téye ko muy akki seet lépp loo xamante ne baaxul woon mu jël ko teg ko ne lay indi yu baax. lu baaxul comme lan exemple. ah mais am na yi baaxul yi nga xamante ne par exemple quand on parle de beaucoup de choses. comme indi na yéen coow quoi. yii ni coow yi. parce que bu coow amee dagg yeeg. mais fa coow bu amee sax ngay nettoyé boo ko nettoyé coow yi ñëwaat rek. nga xam Moustapha bu coow amee dëgg réer. ah exactement bien vrai que nag mbër mi moom mooy taxaw signé contrat sans sax xamul na ci contrat booy. boo jégee saako nangam la nga ne waaw. boo bu ma sifflee ñëw nga yëpp nga ne waaw. waaye bu waaw bu sottee bañ dagg la nga jóg ne déet. waaye nag man dama indi foofu ne waaw ok d'accord naa mbër yi fëte nañu côté boobu ñoo ne waaw ba signé contrat. mais dafa am lu leen mais la waral ñu def leen waaw bañ ne waaw. loolu la ñu war a dindi moo war a am. par exemple nga dem ci benn tournoi de lutte simple ñu teg ay cachet. teg 1 million léger bi moom 400 000 lourd moom 500 000 600 000 yi mais alors que mbër yi war a bëri si foofu jënd nañ ci licence au niveau du CNG ba valable bu ñëwee ba ki laa ma gi dañuy fay 1000 francs comme participation pour doog a mën a bëri def nañ ko loolu autant d'années yoo xamante ne warul am. yooyu tamit bokk na ci ñi nga xamante ne waa bëri simple bi kaas nañ ko ba. mais Moustapha ba sonn. Moustapha booy dem di def tournoi da nga war a engagé. tournoi dëgg tournoi booy def boo xam ne c'est-à-dire non tournoi boo xam ne da nga ciy gagné dara muy tournoi international. oui dafa am engagement. international oui. waaw oui engagement de pays à pays. non non d'accord c'est des pays hein. waaw d'accord même sur le plan. championnat d'Afrique de football dafa am participation. voilà même sur le plan national. sur le plan national non attends mais même bu amee sa béykat bi li nga wax nii Papa Dieng. mais làmb moo musul baaxoo mbër di bëri ji mbapat dem di fay doog a bëri. baaxoo ko. non foog mu si gis tam loolu yàggul. ba mu amee gars yi bañ nañ ko benn. après ñu mujj ko. Moustapha boobu mbapatee daaw ñu ci fay ay millions. ak lu mu. mais Malick kay. boo demee di bëri ci valeur 5 millions. war nga mun normalement war nga mën a engagé. xaaral Papa Dieng loolu moom munoo ko défendre munoo ko indi sujet ba am kenn ku ci ànd ak yow. yow sax boo demee di nga ne non. non yow non Moustapha xale jógee Joof yoon. Moustapha ba Dakar passe ba sax da leen të. ñu ñëw ba pare am na li gën a garaaw mooy mbëri dañu ñëw mat 500. ok c'est vrai foog CNG trier foofu. non lourd yi dañuy nekk 65. léger yi non dañuy nekk 80. mais am na yenn 300 yu des ci ginnaaw yoo xam dañuy taxaw di yuuxu ñu di mat seen yaram ñu di daanu parce que dañuy jógee seen dëkk yaakaar na bu ñëwee dañuy bëre te ñëpp mënuñoo bëre. waaye nag ba tey nag day indi luwaa ne man damaa am mekk mbër dëkk Jilaas. tudd Jean Jacob. am sama licence bu baax a baax ñëw di ñuy inscrire ñu jël ñenn ñi bàyyi ma. en tout cas ñun de bu ñuy xale bi naa football. compétition ci football ak fo. tournoi bu ñuy dem dañuy engagé wu. on s'engage équipe bi day. ay Portimao ok. engagé rek. ak nu mu tudd. loolu xam nañu koñ Portimao. non pas koñ tournoi laa la wax. c'est-à-dire équipe éliminatoire yi ay match éliminatoire la ñuy joué. mais loolu nekkul lu war a am. mais Papa Dieng suñu lamb Sénégal. dafa nag rek Moustapha. bëri simple bu xale bi jógee fu mu neex. Moustapha ñëw taxaw jënd licence am. Moustapha war ngay fay doog a bëri. Moustapha loolu kat sa waay. Moustapha fu mu nekk te ragal naa sax loolu day dañ. Moustapha xam nga fu mu nekk bëreetoo. bëri moom ngay imposer am li nga bëgg. lii moom du bëri. dañuy waxtaan ku ci nekk joxe sa xel. ah c'est bismillah. sa xel. moom nga xalaat. du déggoo foofu moom maa yow Papa Dieng. ndax da nga xam ne dañu war a cotiser. man ma xam ne ñu war a cotiser boo koy def kat doo yàgg ci mbooloo doo yàgg CNG. doo yàgg ci mbooloo kay déedéet donc am mën a rek. nag bu mën a maa ngi wax ci de. dañuy waxtaan. ñëwal bismillah. léegi mbir bu amee moom ku ci nekk da ngay joxe sa xalaat. ci bu wóor. su fekkee ni dafa am loo xam ni da nga ci war a dem am loo ci war a gagné ñu laaj la ci loo xam ni sa participation la loolu du dara lu dul yokk mise mi daf ko yokk. yokk lan. mais day jox mise bi valeur parce que Moustapha boo demee di bëri ñoom boo daanee di nga am 10 millions. mais kooku nga engagé kooku dara nekku ci. bu fekkee wóor la ne yow mën nga gagné mise bi da ngay nangu engagement bi xëy na ki nga xam ne yaakaaral ni dafay gagné bu misé xam ni day perte ndax en retour du am dara mais ki yaakaar ne day gagné moom dina nangoo misé. est-ce que comprendre nga li ma la bëgg a wax c'est-à-dire ki yaakaar ne moom bu demee dina gagné moom boo ko nee misel du problème ci moom mais ki yaakaar ne bu demee dañ ko éliminer premier tour wala deuxième tour wala sax du génn premier tour ak deuxième tour kooku tu ci. mise 1000 francs. ñëpp ko mun def. waaw man misel laa la wax na doon 1000 francs na doon 100 francs la ñuy demandé. na doon 10 francs donc 65. mais vraiment kuy ñëw di bokk ci compétition boo xam ne mën nga ci am 2 millions wala 1 million 5 ñu demander le 1000 francs de participation moi je crois que. c'est pas méchant. lamb baaxaw ko de. Moustapha beneen poñ gis nañ ni li tax ñu bi antenne bi gis nañ ne ren jii lamb fa doon ay tension am na association des en activité am arbitre yi est-ce que tamit kii ñëw tamit du njëkk a fay lakk yooyu ba pare
tension yi fay ko ba pare yaa ngi wax ne coow yi day indi coow fu caab ne neen léegi coow fu amee degré coow bu amee degré coow yu bëri woon trop ci lamb coow yu bëri na trop trop ni ñu ko waxte ne maam arbitre yi ñu ngi fi ñoom Sitor maa ngi au passage ak ñoom Modou Mbaye association lutte en activité est-ce que tamit futur président ki yor promoteur yi du rôle am li mu njëkk a def mooy apaiser tension bi dal ba pare soo commencé liggéey ci noonu la njaboot moom boo koy gis ñu xeex waaw li ngay njëkk a def mooy tàqali ba pare ku ci nekk conscientiser ko moom mooy arbitre yi kat yàgg nañoo arbitre Sénégal bi ñu xamee Sénégal ba léegi arbitre ñoo fi nekk di arbitre yenn saa yi ñu juum sax ñu jéggal leen yenn saa yi ba daan di nga ko jox jëllam yenn saa yi njaaxaay am jox ki jëllam recours yi di am ak yëpp moo tax muy am recours yooyu yëpp ay yëpp assaini na làmb ji dafa na ko am jekk mais nag bu fekkee dafa am dem ba àgg ci ñenn ñu rajee leen leen seen les meilleurs ñu rajee leen Sitor yooyu moom da ngay wax ñoom Babacar ak ñëpp ñu suspendre leen ay mois seen mbokk ay pen lu ay mois de ay at ñëw ànd ci ak ñoom xam nga donc ba ñu mujj dem dernier combat ay nit ñoo xamante ne duñu arbitre ñëw arbitre ji loolu nag ñun souhaité wuñ ko dañu bëggaat rek bu ñu dellusiwaatee j'espère que ne Matar Ba yàlla dogal na moom clémence quoi ñëpp xel rafet na xel mi rafet na bien sûr te bëgg na rassembler ndax jaar na ci mouvement yi bien sûr je pense que ne mouvement associatif la jaar mu te xew dina ko mën gérer dina ko régler ba mu gérer dina ko mën gérer bu dellusiwaat arbitre yi teg leen ci yoon nag leen et puis Moustapha n'est pas dit que nag yéen a ñu moom nag ba war def lu leen neex et puis Moustapha sanction moom ñëpp jombul kenn waaye ñu dindi loolu mu set ndax il faut ñu te bu ëllëgee bu liy amati set te bu ëllëgee bu liy amati ba mu normal ndax tamit arbitre yi keroog bien que suspension bi c'est très sévère mais bu làmb amuloon tamit coow dina am ça c'est vrai ndax promoteur yi dugal seen xaalis kon CNG bi daf leen di rembourser kon bas mi dafa arrangé gars yi mbas mi kon c'est un mal waaw pour mbas mi daal waaw non mbas mi arrangé wul que ça mais dama ni c'est malheureux c'est mal pour un bien arbitre yi suspension bi waaw bu fekkoon par exemple dañu dem grève ba te jour boobu amul combat benn combat amul te promoteur yi dugaloon xaalis ci organisation bi ak xaalis bi ñuy bàyyi CNG bi ak ñu ñuy jox mbër yi kon problème dafay am kon soo moytu CNG bi moo leen di delloo xaalis ndax promoteur bi tamit loolu bu amee ki géré. mais do aussi sanction ay sanction rajo. non dama ni non radiation man benn laa mos dégg Sénégal am jëf alkaati. Moustapha kon diggaatuma beneen Moustapha ngeen dox ma. Moustapha la sanction est lourde. waaw très lourde. la sanction est lourde. mënoon nañ leen suspendre de manière provisoire. exactement. wala de manière aviser leen. ne leen la prochaine fois. par avertissement et tout ça. kay bàyyi. mais la sanction est lourde. mais comme je dis bu fekkoon que nag làmb amul les conséquences sont insoupçonnées. Heureusement il y a eu plus de peur que de mal. mais je crois que comme tu dis nouveau CNG bi bu ñëwee peut-être loolu yëpp nañ ko régler. mais au demeurant tamit ñu wax ni leen Matar Ba a été désigné meilleur manager sportif de l'année 2019. macha allah à Kigali. kooku mooy prix africain de développement. loolu sportif yëpp ko moom. loolu sportif yëpp ko moom. directeur de cabinet bi. ñëpp ko yéene moo dem ba Rwanda. ca Kigali ñu jël maanaam. raaya bi jox ko ni Matar Ba est le meilleur ministre est le meilleur manager sportif de l'année 2019. dëgg la rafet na. loolu ça veut dire que kon liggéey la boo xam ni ñëpp ci lañ bokk. ndax sport moom kenn ku ko jiite te ñu nga jiite jàppale woon la ci du sotti donc ñu ngi koy féliciter. di féliciter équipe am di féliciter tamit fédération yi nga xam ni ñu liggéey ba résultat bii ñëw en tout cas distinction la boo xam ni c'est rare ñu koy jox. macha allah un africain. ah vive le sport. un Sénégalais du moins. mais ay Papa Dieng suñu ministère bi. composante dafa nekk yëpp. ku nekk xam na ne dañu mës a dëgër dañu mës a bien. malheureusement nag man dama gis ne mooy suivre de entre l'État et le ministère des sports. pour gars yi mën a kii. non 1% lañ am ci budget bi 1% lañ ci am. dañ koy yokkaat parce que xamul tax moo xam loolu. dañ daan nekk ci préparation équipe nationale de lutte. ñu wax dem 10 catégories la 10 moo la war a dem mais à chaque fois 4 mooy dem. 3 pour manque de moyens manque de moyens billet d'avion. 4 billets d'avion la ñu am. parce que nit ki tam ku nekk li nga am ngay duggee marché. waaw yooyu yëpp nag suñu bëggee sport bi gën a développé moom. dañ si war a taxaw mënoo Maroc ñu engagé 10 personnes. Sénégal engagé 3 personnes Sénégal jël pay mënul nekk. donc day nekk participation rek. et participation xaalis bu yàqu la. dëgg la on perd beaucoup d'argent. yoo xamante ne bañ ko def sax moo gën. mais dañuy defantu. mais je pense que nag moment bi ñu toll nii nag wax dëgg yàlla le président de la République war na gëstuwaat sport bi. ndax président de la République war na yàkkamte sax ba muy nekk jeune moom di dégg ñu naan ay Double Less médaille d'or. Embrassade médaille d'or. Kakou 400 mètres. Moussa Fall saut en hauteur. El Hadj Amadou Diaba nangam moom war moom ci eeram moom. tax ñooñu ay génération lañu. le président de la République et après l'indépendance ñooñu fi doon am raaya yi ñu coow yëpp après l'indépendance lañu juddu. ba ñu fa jógee nag amatul kenn ko amati raaya.
président war naa bokk ci nag ci yi muy suqali. di ko defar pour mu naan. war na cee boole sport bu baax a baax a baax. est-ce que surtout athlétisme yéen ñi nga xam ne souvent reçu par le ministre des sports yéen a ngi koy posé débat yéen a ngi koy wax débat boobu noonu. ba mais bien sûr xam nga Matar Ba il est tellement ouvert ba nga xamante ne. suñu dajee. dañuy waxtaan ci histoire monsieur le ministre non lii moo war a am lii way dina ñëw mais foog nga ñëw bokk ci. moom aussi xam na li muy waxtaan ak yow. ba ñëw bokk ci. xam na li xew moom tam xam na ne. bien sûr. dara réeru ko pour réussir. mais il faut les moyens. il faut des moyens. C'est malheureux nag kan nag neexul wax. président Auguste daal la ñuy jox mooy yëpp rek. ñooñu am football bi la ñu jox yëpp moo tax mooy damay toog yàlla président Auguste rek. am na ay moyens nag te teewul sax mu ngi toog di jooy moyen. gis nga de xam nga lu war loolu. mooy ñi mu encadré di football loo. kenn ku ci ne ay milliards ngay jar. xam nga loolu dafa xaw a jafe. bu ñu nee sooxee na am lu manqué rek ni ngi la ñaan mais ñi football si noonu Sénégalais yooyu. dañu indi seen participation. duñ ko def xalaatuñ ko sax il le disait. xalaatuñ ko sax par rapport ak test Covid bi. ok oui je sais. voilà test bi dafa pour ñu alléger ko. parce que neen fédération mënu ko supporter. mais comme tu dis. test 40 000. 40 comme li ngay wax ñi nga xam mooy football ñi koy tirer ci kaw sommet bi ci kaw. ils brassent des milliards. te Sadio Mané. Kalidou Koulibaly. Gana Gueye donc xel mun na bañ a nangu loolu. exactement la si gannaaw moo diis. te man yow yaay énième personne moo interpellé wax ma loolu. am na ko boo kilifa ne ma mais ñooñu kon ñoom Sadio Mané li fi di ma da koy laaj ubbi sa bopp. ñooñu Malick ba leen joxul prime soo moytuwul duñ joué. c'est ak yeneen affaire nag. jox la ñu war a moom la. parce que ñoom ils sont. seen patriotisme eggul foofu. mais en tout cas ci mbas mi de génn nañ xaalis joxe. macha allah. ñenn ci ñoom. sportif yi waaye ñenn ci ñoom. en tout cas mouvement sportif yi. joxe xaalis tab la nag. waaw da nga ay milliards doo ko àttana génne. dëgg la weer million àttana génne. waay dëgg la joxe xaalis tab la. mosuma am tam lu ñu tab moom jag la yàlla la. dañuy waxoon dañuy créer benn mutuelle. mutuelle fu ngeen ci toll. mutuelle de santé. mutuelle de santé depuis Kayré ak yooyu. non mais ça fait longtemps loolu. depuis président Abdoulaye Wade nekkee la. ba ñu amoon ay bureau tout mais mujjul suivre parce que après kat quand même dafa am nguur gu bees gi ñëw. moo nekk continuité. ndax nguur kat ku ne xam ne continuité la. waaye mujjul continuer. ndax Sénégal moo baaxoo rek. ku ñëw toog rek jël seen ñooñ teg. ña fa newoon lañ defoon baaxul nañ puus. ça dafa bokk ci choses yi. bi ki toppat na mooy am na beneen bu gënoon leer. waa CMU yi. bëggoon nañ dugg jaxasoog mbër yi. pour au moins ñu am benn assurance maladie bu ñu feebaree mën a faju ndax bari na ay mbër yu gaañu ci làmb. jël seen làmb yàqu ba faw bëreetuñu. amuñu assurance bu ko ak mbër yu bàyyi sax làmb topp leen. ñooñu ñëpp nag tey jii couverture maladie universelle bi dafa war a law warul rek dana law rek ci ay détails yu gauche droite publicité nangam dafa war a sax dëgër. Sénégal yi mu ci fa loolu moo tax ñu créé ko. dañ ko créé pour mun a soulager Sénégal yi une valeur de 3500 francs nga mun a fajoo à 80%. saa yi loolu. loolu yomb bu CNG def. bu CNG def da ngay am ligament croisé. mu jar 1,5 million minimum ci ñu baax. nga dem CNG couverture am 300 000 francs la plafonné mbaa 290 000 foo jëlee beneen 1 million et quelque bi donc mbir yi foog ñu dem ci couverture maladie universelle yi dugg ca pour mun di faju te duñu sonn bu fekkee publicité la ngeen jégal ma ko. dafa jëriñ Sénégal dafay jëriñ Sénégal. ñun nag amoon nañ ci vraiment. yaakaar dajale woon nañ nit ñu bari. yoo xamante ne yóbbu nañ suñuy këyit di xaar ñooñu. valider ko pour ñooñu yor seen këyit ba léegi nag ça nous a un peu gêné quand même. parce que ay dige bu ñu dige woon la ak waa CMU. dajale mbër yëpp ku ne jël sa carte d'identité ñii seen carte d'identité bopp ñii seen carte d'identité yaay écurie yi ku ci ne ñëw affilié joxe ñu waroon di xaar seen carte boobu ba léegi bientôt une année dara xewagul donc occasion la ma lancé. message le directeur du CMU. monsieur Daf ne ko nag les lutteurs attendent toujours. comment bu c'est la association moo ko porté woon. boobu noonu. des sages. bon l'association des sages du Sénégal donc je suis le président Birahim Ndiaye le khalife général nekk trésorier. Astafurlah nekk le trésorier oui. Boy Kayré porte-parole vice-président Ousmane Diop et c'est une très grande équipe. aujourd'hui tey jii mbir yu bari ñu ngi ñëw di adhéré di bokk parce que retrouvaille la. am na ci ñoo xam ne bëriwoon naa ñoom. c'est le passé ay Serigne Ndiaye ay Serigne. c'est le passé ay Yaya Diabe mbir yoo xamante ne ay talent yoo xam ne ñu ngi woon Sénégal di doxal. bi laa bëgg doxatul dem nañ seen yoon ñëpp ñu bokk ci et puis ñoom ils cotisent 100 € par an nous cotisons seulement 12 000 francs CFA par an dañ xaar ne ñoom fi ñu nekk. waaw moo tax ne ñu ne fii. dañuy cotiser sax ndeysaan bay cotiser ay papa yoo xamante ne ñu ngi ci association bi. ay papa Touré ay Mbaye Cissé. tu vois ñoom Mor Yer dañu leen cotiser tu vois ak suñu gars yu bari yoo xamante ne. moo tax occasion la aussi ma lancer message ne association des sages de la lutte.
dafa dudd ci làmb ji xëccoowul xulawul xeexul bugg rek pour ñu retrouverante bu ñu retrouverante nag ci la mën a jàppalante. def nañ fi action yu bari nag. def nañ fi ay dëj. assisté nañ fi ñu feebar. def nañ fi yu bari yoo xamante ne yu am la mais doyul dañu am ay objectif dañu bëggoon am fu mbër yi mën a dëkk. waaw coopérative d'habitat. jot naa ci wax tuuti ak le ministre de l'habitat tuuti. mu ne il faut que ñu aménager rendez-vous parce que ñun loolu rek moo ngi tax a jóg. pour Sénégal ba ne am foo dëkk. te gis ngeen ne mbër yi buñ dee bëre tout est possible. su bëre bi jeexee. c'est difficile rien n'est plus possible. dina ma sax jox occasion ma dugg ci yu bari bu ma ko waxee nag xam naa suñu xel na dem ci Mbégué Tigre de Fass. mais du Mbégué Tigre de Fass rek. suñu mag ñooñu bëree. defar làmb ba mu rafet ñëpp ko ñoom. ñëpp a sonn fi ñuy Mohamed Ali seen kër yi. ñoom doon ay gor nag mënuñoo bouger. bi laay dëgg ñëpp bari na du Mbégué rek. du Mbégué rek nga ne. non. gis nga fi téléthon booy bambara non. waaw mi ngi ba léegi même action musul changé. Mohamed Ali était malade. Faga Diaw 2 bii dëkk Fass. Balla Gaye Ndour malade. malade. Mohamed Ali Diop men ba mu daanoo ca combat wu ëmb seen. Modou Lo ba léegi bougeetul këram mu nga tëdd. Boston di faju ku ko dégg. ay doomam moo ko encadré di ko faj di ko toppatoo pour mu baax. ay bu loon ay doomam kon fu muy def Mbégué Tigre de Fass ñu bokk ndey ak baay. ça fait bientôt 4 ou 5 mois il est cloué au lit. waaye nag alhamdulilah bi ay mel ñu bari taxaw nañ di ko jàppale di ko assister. pour mu génn ci la mu ne. xëy na jiyoon na leen ko. waaw mais nag c'est malheureux que nag au Sénégal les sportifs dañu amee problème seen vieux jour. yow mi nekk ci football ba gis nga ñoo xamante ne. yóbbu nañu équipe nationale toog ca banc ba. di raa yu mag. ba ñu feebaree dañoo sonn nit comme ñoom. ku leen doon encadré dañ gàddu mooy gàddu yóbbu leen ko fay leen. ba ñu gën a àdduna du jox du xaaj. boo demee jour bu da nga ko fay gis. si kàddu gi moo tax may la affaire couverture maladie universelle yi. am na solo ci ñooñu. solo sax trop. surtout que encore les gens yi nga xamante ne dañoo am boo xasee am 60 ans tu paies rien tout est gratuit pour toi. donc c'est facile. Sénégal yi ñoo war a place des armes Sénégal yi ñoo place des armes ak crédit couverture maladie universelle. Sénégal yi ñoo ko war a liggéey rek. pour ñëpp mu ci jot. mais jot boobu dafa yomb. mais 5 personnes bu ñu bëggee liggéey 1000 personnes du mu sotti. du sotti. ñu ubbi antenne bi parce comme ñu ubbi antenne bi am lu ñu waat 88 628 98 98. am na ci waxtaan bi. suñu invité mooy Moustapha Gueye. ndax CNG bi le 31 octobre bi la ñuy seen mission arrêté ñu war a nag taxawal beneen bureau maanaam beneen comité léegi ku ci nekk nañ joxe sa xalaat wax ñi nga xam ne yaakaar nañ ni mën nañ ko diriger ak tamit nag lañ ko war a diriger ak tamit ñu war a bokk ci biir ñi nga xam ne ñoo koy diriger 88 628 98 98. la ñuy oote suñu invité moom mooy Moustapha Gueye le Tigre de Fass nekk tamit directeur technique bu écurie Fass Moustapha ñooñu tey jii nga xam ne ñoo doon bëri nekk ci yenn situation yi wax nga ko léegi du Mbégué Tigre de Fass ak ils sont très 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 nombreux ñooñu est-ce que c'est à l'État de les prendre en charge seen famille la comment se fait cette prise en charge est-ce que yomb na. non prise en charge bi moom toujours dafay commencer ci famille yi. mais Sénégalais aussi baax nañ baaxaay boo xamante ne man de wax dëgg yàlla ay nit jël nañ seen téléphone woo ma nuyonteeg man ne ma kat dañ déglu woon kat ci Rétro Sport. am na ku nekk ligne bi allo sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam na nga def. Cheikh sant bu baax a baax. ngeen di ziar bu baax. delloo ziar bu baax sëñ bi. di kontaan trop ci émission bi am na solo. jërëjëf. di kontaan ci suñu invité boobu Moustapha Gueye. waaw jërëjëf. Moustapha. naam sang bi. man damaa déglu nga proposé kenn pour seen. aywa. waaw mën nañu koo tax dagg na. waaw sang bi yow de ku baax. waaye nag xam nga wax yegg na. du Tafa Gueye muy. maaleykum. waaleykum salaam. Malick. waaw. Buro ñu ngi lay nuyu di la déglu. maa ngi lay nuyu ak sama nijaay yëpp. ñu ngi fay. ak Moustapha. fidèle auditeur bu la la oui. Moustapha yaa ngi ci jàmm baax. alhamdulilah sant yàlla baax. xam nga lan laa amoon lu may wax man. ah. waaw. Moustapha Aliou Sall bàyyi na fi puso boobu. dañ ko téye ba bu mu réer. macha allah incha allah. bu mu réer yokku leen ci quoi. parce que yéen xam naa ne bu leen ko joxee dangeen ko mën a gérer. c'est ça. waaw. beneen bi may wax. mooy couverture maladie universelle boobu. dañ ko ñi ñu ko war a defal dafa bëri. dafa bëri. du ministre bi moom mooy meilleur management. kon bravo à lui. macha allah. mais nag na gën a liggéey nag.
na gën a liggéey dafa ay infrastructure am nañ ay sport athlète fii Sénégal amuñu fu ñu dawee yooyu yëpp dañ ko war a liggéey dañu war a liggéey affaire bi liggéey la waaw liggéey la quoi Alaaji Mbaye Guèye nag maa ngi koy ñaan yàlla fëgg boppam amiin yaa rabbi delloo ko sagoom amiin yaa rabbi. mi ngi tane baax na waaw mi ngi am boobu moom macha allah ñu tere bu gàcce baax ngalaama moom mi ngi am amélioration bu ñu baax tere bu baax. yàlla na jëm non kanam. yàlla da koy jàppale sax parce que yàlla xol lay fay te Mbaye xam naa ko xam naa Mbaye depuis ba nekk xale mu nekk diggu nëndam lay dëgg la. dam naa faat sax tëdd naa ci néegu Mbaye tëdd naa ci néegam tëdd ci kaw laalam li ma lay wax nii yàgg na. parce que benn cousine bu ñu doon ngénte foofu à Fass boobu Mbaye mi ngi ci diggu nënd ba pare Mbaye dafa nekk xaritu Adrien Ndiaye bu nekk sama nijaay ñu ànd dem Montréal ak Double Less Mbaye dama ko xam xaw du Mbaye laa jëkk xam ko Moustapha moom waaw mais daf daan ñëw sa kër ndigaay sax daf daan ñëw sa kër maam. man booy Dakar laa de daf daan ñëw sa kër maam. ah daf daan ñëw sa kër maam sa kër ndigaay D'Artagnan dafa daan ñëw. voilà léegi tax beneen bi may jaale D'Artagnan Diop sama nijaay bien sûr jaale nañ ko keroog. di frère Pape Bouba Diop bu équipe nationale jaale nañ ko te samedi. Pape Bouba Diop gars yi xamuñu ne moom sama cousin la Malick sama famille dañu mën a football sama nijaay dañu football citoyen France Sénégal sama nijaay nekk entraîneur ak Hidalgo ñu amoon deuxième degré en France waaw dama lay wax quoi dama bokk quoi sama grand frère boobu leer na. à 16 ans autorisation parentale moo leen génne kër ga tellement il avait beaucoup technique je te dis. jaajëf. donc loolu dama ko dund jaajëf bro. man sportif laa bu ma kay. jaajëf. arbitre international bu nekk ci sama papa la tàggat mais nag bu leer laa lay wax bro ci rajo laay wax bro. waaw mais le ministre bi liggéey waaw allo nga ne bro. waaw ba eggalul nga ne li ministre bi liggéey après moo wax la li ma lay wax. waaw pare naa nijaay Cheikh nee na tojoo fenn. waaw mais Moustapha Cheikh Ndiaye doomu. waaw bro doomu Cheval nee na tojoo fenn. waaw bro penalty bi ma dugal domb terrain yow laa ko tuddee yow Moustapha Gueye ak sama nijaay merci beaucoup d'accord moo may sànni xeet du ma merci beaucoup. c'est gentil nga am na koo xam ne États-Unis la nekk. dafa insisté pour dugg ci émission muy Vieux Diabaté. ah d'accord je waaw très su bien fekkee ànd na Vieux ñu ngi lay nuyu. allo Vieux. allo ñu ngi lay nuyu Vieux. waaw mu ngi lay kooku Lion Tafa. waaw mooy Tafa la woy vie ñu ngi lay nuyu woy Pape kii nag Gris Bordeaux bu demee États-Unis waaw kër lay nekk. alors Tafa. waaw. waaw mais man la Vieux Diabaté nga di déggoo. vie ñu déggante trop macha allah allo. allo waaw. ñu ngi lay dégg waaw yow la ñuy déglu allez-y. ma ne ko waa mais Tafa man la Vieux mais kontaan naa si waxtaan bi. merci vie ma ne ko loolu la daal c'est-à-dire écrit bi moom. il faut que booy ma daal li may wax daal mooy il faut que booy bi bëre moom xaw ma nu ñu ko mën a réglé mais il faut que mu bëre incha allah. ah oui moo gën xaw ma de. noo ko mën a réglé rek parce que gars yi ñun moom mun na toog faas. ba année bi jeex bëreewul. waaw vraiment wax nga dëgg de vraiment. ah dina bëri incha allah moom l'essentiel moom. erreur dafay am comme nu nga koy réglé suñu biir. mais après daal lu mu mun a xoole daal man l'essentiel que mooy que nga am combat daal. d'accord. te su ma ko waxee loolu moom xam na li nga ko wax Tafa moom war na ko mën a réglé moom. ñun xam nañu waa Fass. waaw d'accord nañu bu réglé dee am combat rek dinañ ko réglé. d'accord incha allah. merci beaucoup Vieux. parce que mbër loolu mooy liggéeyam bëri. bëri mooy liggéeyam de. jërëjëf. dëgg la. Pape kii nag ça pratiquement je parle sur le compte de Tafa Gueye. si saa yu Gris demee États-Unis këram lay moo tax mu bëgg Gris am combat da ko nam. def naa moom nag vraiment benn préparation bu extraordinaire bi mu fa demee di préparer un bon combat vraiment boole ko ay ndaanaan yoo xamante ne ñu jël keneen ci ligne bi allo sëñ bi. allo waaw. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def waay sant jàmm bu rek baax. alhamdulilah. gaa Pape na ko def ça va très bien. di Alaaji Malick ñu ngi lay fay. fay fay bu baax waay. tey plateau bi dafa daaw bi parce que Alaaji Malick moo dalal Moustapha Gueye. borom Sidi Moustapha Jamil waaw Alaaji Malick bi dalal Moustapha kon dalay kon jotaay dafa ala daw bi macha allah merci beaucoup merci sëñ bi. waaw di leen sant di leen gërëm waaw di gërëm teewaay Moustapha Gueye bi ma dama bëggoon wax ci làmb ji tuuti allez-y. Moustapha man li ma wax mooy que problème Gris Bordeaux bi le président de l'équipe de Fass a fait une erreur parce que li tax mu def erreur parce que mbër mi même bu fekkee ne mag la warul dem parce que xam nga tey bu fekkoon ni yaa dem wala keneen moo dem mais loolu erreur boobu du am c'est-à-dire li ko responsable c'est que mbër mi dafa war a bëri yem ci bëri voilà. waaw am koo xam ne ñoom ñooy dox loolu voilà.
c'est comme une équipe de football, il y a un secrétaire général, il y a un président. Bien sûr. Ça c'est clair. mbir mi na yem ci entraînement yi ak làmb bu ñu ko weesu. leneen li am na keneen ku ko war a dox. parce que heureusement. sinon de concentré wu c'est vrai. waaw leneen li heureusement yow bi ñu woo président Fass ak Moustapha bi ngeen déglé problème bi àll ak Gaston waa ji. Gaston parce que gis nga ci laay si erreur parce que boo dee ba jël xaalis ba bëggatul bëre day fekk ne bu wutul bëre ñu ma joxal ñu parce que loolu mooy yoon ne heureusement aussi Sénégal bi am nañu ay nit la ñoo xam ne am na ñu baax. am na boo amee am nañu baax parce que bi ma liiree affaire bi vraiment j'étais xool Thierno Ba rek xam nga Thierno daanaan def ko lu baax la décanté situation bi ñu ko defee ñu baax loolu moo tax moo tax mag dafa bari su nga làmb yi léegi dam bu yàqu parce que mbër yi ak seen mbokk seen famille yi ñooy bëgg jël lépp te ba li nit ki nekkul dara dañ koo bàyyi ak ay entraîneur ak kii mais bu commencé xaalis bi commencé dugg rek gën a ñu ne gën a jege gën a yey c'est pas comme ça c'est pas comme ça desal mbokk yi nañ def ci kër ga bu amee lu mu am nañu indi jox ay waajur mais parce que xam nga li ma wax naan un bon cadre est une performance mais gis nga Fass li tax Gris Bordeaux nii bu nekkoon équipe de Fass mais kon suulu na heureusement que dafa nekk ci équipe bu mag muy ay Tafa ay ñoom Malick te man Tafa te damay lenn dinaa ko ñaan man bokkuma Fass man Robert moo doon équipe Fass moo am réputation waaw man Robert moo doon solo mais dama grave ko ñaane yàlla na jóge jàmm amiin amiin parce que Fass ñaar yu ma xam ne daf ma marqué ci mbéy gi muy combat Double Less ak Robert ba ñu bëree ba muy dugg ci génn sol continué ak ci bi arrêté combat beneen bi mooy Sénégal Zimbabwe bi match bi jeexee nga xam ne Mbaye Gaynde la match bi jeexee ñu dem ñu jubilé am ñu woo ko ne ko am na sa benn frère bu alkaati mais keroog bu muy bàbbeeku di daw comme gaynde mooy ñaari yooyu def ma marqué di ñaan tamit yàlla na ko yàlla ci jàmm vraiment man xaw ma mais bëggoon naa ko seetu trop parce que du ak xam nga man du woon sama mbër mais moo taxoon làmb nekk ay ñoom mbay bi c'est comme GAT moo tax jaraaf ñun dañ ay orphelin lañ parce que GA def nañ poussé pour ci yenn résultats yi bon leneen li may wax mooy mbëri nañu wàcc seen bopp mbëri nañu wàcc seen bopp xam ne làmb ji boo tegee 2 ans bëroo yaa ngi loolu wóoru te carrière sportive dafa yàggul mën na nekk 1 mois mën na nekk 2 jours mën na nekk 1 mois donc ni ñuy bëree làmb rek ngay gis naan kiiraa bokk ko du ma bëre ak moom mais dañuy bëri parce que ñun ci lañ yaakaar pour dund te leneen aussi di ñaan encore Moustapha ñu gën a organiser waat parce que y a les grands les anciennes couloirs qui sont alisés qui sont restés au lit soxla nañu aide te ñooñu tamit vraiment comme ni nga wax ni heureusement mbay sa mag la mais nee nga du mbay rek moo feebar Balla Gaye 1 dafa feebar booy Bambara dafa feebar ak yeneen soxla nañu leen assister am na ñuy fàtte ñoo xam ne tudd ñu tamit vraiment ngeen mbëri nañu gën a organiser même mbëri booy xam ne ñoo fi nekk tey seen cachet yi nañ ciy jël ci denc pour di ko joxe parce que tamit seen i morom ñoo fi nekk parce que ku nekk koy tële kenn xamul kuy tële ëllëg waaw te tamit di leen sant di leen gërëm di wax tamit bu leen bàyyee mbëri ñu jiital leen parce que mbër warul jiite ay dirigeants dëgg la parce que loolu mooy erreur. loolu moo xew léegi. loolu parce que loolu nag baaxul. baaxul de. parce que ouvrier bu bëggee jiite patron mais entreprise boobu day daanu. dëgg la te bu ñu leen bàyyi parce que nag il faut une bonne organisation mbéy nañ yem ci bëri ko na ngeen fi ne ay toog waxtaan autour d'une table ñoom li ñu bëri ji di entraîner li nga xam ne dirigeants yi ñoo koy res mais nag ñoom bu ñu bëgg di dem jëli xaalis man maay def bii maay nangam. loolu aussi du yoon damaa ngay di ngay bëri da ngaa mën ay dirigeants. da nga amoon da nga respecté woon ay ñoom mbéy mi li ñu wax da koy def mais xoolal Robert Diouf combat Yékini ak Bombardier bu ñu ñëw ni ko kaay ñëw ay problème fi laay taxaw mais bu ñu ñëwee xam moom xam gën nga dëgg la exactement taxawal fii daan ko ñu ñibbi mu jeex tàkk loolu la ko wax jërëjëf Moustapha nag fi mu nekk nag dañuy wax ni mbër yi dañu bëgg a yokkal maanaam âge de retraite bi au lieu de 45 ans dañ koy yóbbu 48 ans yow qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as bëree jusqu'à 45 ans. Oui. Est-ce qu'à 45 ans tu avais les aptitudes te permettant de lutter? Exactement. Foofu nag moom dama fi indi loo xamante ne. dama seetaan naa sa dernier combat ah. si c'est vrai que sama combat bi yow yaa ma dalal A ba Z A mooy may tàmbali Z mooy ba mu jeexee ci gàttal dafa amul benn kuréel ci àddina. man gisaguma benn discipline bu ñu defee limite d'âge. bu amee ngeen wax ma ko am na kenn ci ligne bi xam naa kii lañ jël après tëj. parce que ñoom sëñ bi allo. mais seen waay mooy dugg. oui suñu waay waaw. Bamba Sidi Mbaxaan la Dior Diop. d'accord. ex damel du Kayor.
waaw. waaw mais suba la 27 octobre bu la ko fàtte suba la Lat Joor daan woon deqale. ah d'accord. waaw tubaab bi le 27 octobre la ko assassiné dafa Lat Joor a été assassiné. waaw. waaw Moustapha. waaw ça va très bien. waaw Moustapha. na lay dégg. ngan di supporteru Fass a ngi nii. merci. ngan di tonkalu supporteru Fass. jërëjëf. mais li waxtaan bi léegi. dama déglu Moussa Gningue. déggu mu nga tudd Moussa Gningue. baal leen ma nag. non dañoo laaj Moussa Gningue. bokkoon na sama question mais man. laajaguñ ma ko de. ah. bokkoon na sama question yi Bamba bokkoon na sama question man maa ko fàtte. ah yaa ko fàtte. waaw bokkoon na sama question yi waaw. pourtant El Hadj Malick moom daaw fàtte de El Hadj Malick. waaw mais c'est humain. gannaaw loolu kii Moustapha. naam. dafa am aussi man maa ko sañ a wax ndax man maay supporteru Fass bu dof. équipe de Fass. on a dit am na lu ñu leen reproché après ma ñëw ki ma proposé. on vous reproche quoi la famille Gueye. vraiment lu dem def nañ ko Fass. mais da ngeen téye équilibre de trop. Malick yow bëgguma lim parce que doomu jàmbur kenn du ko lim. mais est-ce que yaakaaru leen ne da ngeen am poids bu bëree si écurie Fass Mbaye Gueye moom kenn du ko laal ndax man Mbaye Gueye man sama Mbaye Gueye la. ah Mbaye Gueye moom. yow kay booy wax nga da généralisé doon laal kii bàyyi kii. yow kay ñëw rek mu yaatu. man Mbaye Gueye laa faral donc mais on me reproche vraiment d'être un peu l'épouvantail de l'écurie de Fass. mais ça foofu la ci tontu. mais ça c'était avant mais actuellement non. waaw yow Fass da ngay faral. yow kenn wax Fass dara yow xam nga yow. kenn ñëngul jëw Fass foo nekk. mais Bamba man mën naa la tontu. waaw. bu dee xanaa pour côté technique bi. Mbaye Gueye il est beaucoup plus en retrait léegi. parce que Tafa mooy gën. Tafa da laa gis ku sant Gueye man Moussa ku sant Gueye. Malick c'est un peu retiré. il s'est retiré sax. Malick c'est retiré. Papa Gueye s'est retiré. waaw yàgg na c'est Boura qui fait. léegi man su ma retiré moom mooy benn Gueye du fa nekk. non yow doo retiré. damaa retiré ba perte sama langue boog à côté. mais naa la jëw yow wuy ma Moustapha. yow li ngay démontré télévision doo ko démontré écurie Fass. ah déet. ma ne li ngay démontré télévision Moustapha doo nit yow. li ngay démontré. man damay waaru sax. non télévision dafa neexal xam nga télévision image la. non donc naan télévision da may gis te écurie Fass doo ma gis. non mais Moustapha Gueye dafa mel ni dañ koy piqué. non dafa champion rek dafa xam lamb. Moustapha Gueye. non parce que li ñu wax dafa xam rek. xam-xam man nag may jommal man. non xam nga man du gaaw ma jommi. ma ne xam nga man gaaw ma jommi. mais yow nag may jommal yow. en matière de lutte. maintenant la proposition que je vais faire. man Tyson laa bëgg di def ko président CNG. loolu amu ci droit moom. très bien. président CNG. Tyson xam nga Kaolack laa juddoo. Kaolack laa juddoo Malick. waaw man si mer na fi laa juddoo si loxo mer na fi laa juddoo Kaolack. mer na fi. saa saam. si loxoom bés boo ko jegee dem nuyu ji dafa jooy ma jooy. mu ne ko sa loxo laa juddoo mu ne ma sama loxo nga juddoo. maa ngi koy fàttali comme démb. merci beaucoup merci beaucoup. Moustapha yaa ngi woon ci 45 ans 48 ans. ok âge retraite déjà. man bi ma xamee sport ba léegi mosuma gis benn dëkk. bu ñu nee sportif bi am na limite d'âge. am na limite d'âge. bien vrai que nag xam nañu ne. am na fooy toll ci at. am danger. bokkul ak comme 25 ans bokkul ak comme 50 ans. mais ci biir ñi am 50 ans. et puis yaa ngi Moustapha dogu man il y avait des accidents yoo xam ne ba ngay xale fekk nga ko. ba mais man. keroog ba Double Less. ñoom ñoom waaw oui. xam nga benn mbir mu rëkk. voilà waaw après ñu ne dee nañ. voilà waaw mais même bu loolu du ci bëree football nit amul la partie nu wàcc teg suuf sedd guy. doucement set yaa ngi fàttaliku tubaab bu jot Papa Kane. waaw parce que il a reçu un coup gros gi petit bi daw mais su dafa jël coup bis bi da nga gis ñu dóor fi mu daanu parce que dem. waaw mais âge bi Eumeu Sène ngi nii parce que dem soreegul. contre Modou Lo Eumeu Sène Modou Lo. maa ngi ko sauvé. coup boo ko jëlee foog warul jël. mun nga faatu mun nga sax dee. waaw mais âge bi nag âge bi. waaw âge bi ok âge bi moom mooy xam nga nit ki loo amul droit rek waroo ko def lan moo tax newuñu basket tel âge nga arrêté. handball tel âge nga arrêté. football tel âge nga arrêté. ñu tànn lamb kese ci Sénégal. ne lamb tel âge nga arrêté. pourquoi parce que y a des coups de poing. boxe y a des coups boxe fight 10 rounds la de 3 minutes. muy 30 minutes de coup de poing. amul jàppante amul nooy amul jéggi sax. et on boxe jusqu'à 50 ans. exactement. George Foreman a boxé jusqu'à 52 ans. Iron Mike Tyson bi nii di waajal pour duggaat ci ring bi. à son âge. exhibition lay def. am na ok ba tey d'accord. exhibition am na ay mbër yoo xam ne am na hygiène de vie am
morphologie boo xam ne permettre leen ñu bëri sax ba 50 ans. comme kaw Baboy. Baboy perte na 3 ans xaw ma 4 ans. mu daanee bàyyi ma ñu nag léegi. mu def amaat quelques combats. dëgg la ubbi xale yi buntu ñenn daan ko. dëgg la ne daan naa Baboy ñenn ñi mu daan leen. di bokk. Bombardier mi gabarit bi ko yàlla may. taille bi ak gabarit bi ak discipline am. ah si il peut faire encore jusqu'à 50 ans. parce que masse bee ko may doon. moo ko may. soit da ngay tuuti rek. yem mën a continuer. soit nga rëy gudd ba mel ni Bombardier. mooy tax a imposé wu. donc yaxey mu laana jarul 48 ans parce que bu ñu nee 48 ans sax gars yi naan wéy yokkaat nañ ko 3 ans moo jaaduwul y a pas d'âge bi ñu yokk musul am. nañ bàyyi ñu xëy def ko fi. la ko fa defoon moo ko fa dindi amul limite d'âge loolu discrimination la. discrimination raciale en plus. non Moussa Fall li ma lay laaj mooy yow à 45 ans à 46 ans mënoon nga bëre. ah oui man bëri naa ba limite d'âge. non limite d'âge 45. Moussa Fall bu ngay bëri ak sa limite d'âge tu avais perdu toutes tes aptitudes. mais quel est le problème. mais xaaral ma ne. man sax mën naa bëri ak Manga 2. yow Moussa Fall yow Moussa Fall. yaa ngi wax combat d'exhibition. mais les gens ont besoin de voir Manga 2 lutter. ah Moussa Fall dëgg la soxla nañu gis Ambroise Sarr mu bëri à son âge. moo am fépp. mais ñun la lutte olympique. la lutte olympique. ñi ma tolloon ay âge ak ñi ma mag. mais tous les ans dañu daje ci benn dëkk. def ay tournois di bëri. bu amee moyen da ngay am moyen nag. parce que foog nga mën a dugg ca dëkk ba. mën a jël sa hôtelu bopp. mën a joxe sa engagement mën a lekkal sa bopp naan sa bopp ñu def ko fo. comme y a des champions du monde vétéran. ñoom comme Mike Tyson nga xam ne dafa war a compétir à son âge. li nga wax dëgg la mais loolu exhibition lay doon. affaire démonstration lay doon doonu ko. Moussa Fall fi mu nekk nag émission bi jeex na. am na fu ñu duggoon léegi ndeysaan moom mu dagg. waaw choix wu ay CNG. waaw man de ku ñu teg ci bopp CNG bi. ak ku mu mun doon. et dinaa la ko accepté te xam ne doomu Sénégal nga. mu doon Tyson nag. mu doon Djibril Seck ak mu doon Samba ak mu dem ku ministre bi choisir. ba ne kii moomu de moom lay dégg. ñu ànd ak moom man dinaa ànd ak moom accompagner ko pour mu réussir. carrément ndax bu réussir mooy suñu ndam. mu ñàkk réussir. mooy la suñu am gën a échec sooxe rek. dëgg la te nag duñ jël italien mbaa gambien. non Camerounais pour réussir suñu ndam. su koy doon Sénégal lay doon. bien sûr. kuñ ci jël rek nekk Sénégal yi ànd ak moom. mu doxal bu doxalee ne li mu doxal jaarul yoon. ku nekk mën ngaa jóg taxaw ne ko doxal loo. jërëjëf kon mbokku auditeurs yi émission bi fi nañ ko yemale di leen sant di leen gërëm sunu invité tey Moustapha Guèye la woon gis ngeen waxtaan bu neex bi nga xam ne waxtaan na ko sur le plan administratif ak sur le plan technique tamit mu wone li nga xam ni maanaam moo war a jaar ci làmb ji pour ñu am li nga xam ni moom la ñu bëgg ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen fàttali tamit ni ki nga xam ne mooy ministre des sports muy Matar Ba am na benn ndomb bu ñu ko takkal boo xam ne mooy prix africain de développement ci wàllu sport mu nekk manager sportif de 2019 kooku nag dëkk yu bëri ñoo daje woon ci Kigali jox ko maanaam ndomb boobu nga xam ni mooy meilleur manager sportif de 2019 kon ñu ngi koy sant di ko féliciter ak di sant tamit waa ministère yëpp ak di leen di sant tamit Moustapha Guèye ci waxtaan bu rëy bi nga xam ne waxtaan nañu ko kon ñu bàyyi la rek nga tàggoo di fi ñu ko tàggoo di kontaan rek di nuyu aussi maa ngi xam nga ne kër nag bu fay dugg da nga nuyu borom kër ga Baye Omar maa ngi koy nuyu. waaw dëgg yàlla di ko jaale encore suñu grand frère. nga di suñu conseiller waaw suñu grand frère suñu conseiller. waaw ñu koy ñaanal vraiment. la ndeysaan. yàlla tàmm ko ci àddina yi gën a. ton ami Babacar. ah suñu grand frère. waaw dafa ne critique rek ndeysaan. non critique moom mos a indil. non fàtte normal la. non fàtte nga. fàtte nga bi ñu amee problème ak waa compagnie sucrière. ñu dem sponsorisé la. waaw mu ñëw kër Babacar ne mun ma Moustapha Guèye kan moo ko sponsorisé ma ne ko waa compagnie sucrière mu ne ma jox mu numéro téléphone. ma sponsorisé ma ne ko amul numéro téléphone. ñoo yëpp ndeysaan a liggéey yàlla na yàlla xaral àjjuna waaye lay ndeysaan ñu daan teg ci yoon lay ndeysaan waaye sama tàggoo nag yaakaar naa ne dama koy tënk fenn rek ginnaaw bu ñu ñaanee suñu mag jooju suñu xalifa boobu mbéy gi tigi dafa yàlla na ko yàlla fëgg boobu mu yëkkati amiin amiin képp koo xam ne da nga ci coono daal jàppal ne famille Guèye mi ngi lay gërëm di la sant jërëjëf am nañu dugal seen loxo dëgg la te ci coono te bëgguñu ko ŋaang dëgg la am nañu dugal ñëpp dégg ko waaye nag ka joxe 10 francs ak ka joxe milliard rek lañu mën a yem ci famille yéene gërëm lañ def ak sant dëgg la am na foo bëggoon dugg ak man sànq vraiment mais comme émission bi jeex na xanaa bu ñu bàyyi ma woon yokk bàyyi na la bu ñu bàyyi benn genre 10 minutes 10 minutes bari na mais moom mooy les sportifs yi nga xam ne dañuy dem di sonn seen fin de carrière maa ngi rappelé benn anecdote benn footballeur bu ñuy wax José Touré de Franco-Mali il avait des problèmes duggoon ci ay drogue dem ba amatul dara nekk mais dañ ko récupéré nekk ci mbedd mi di tëdd je me rappelle très bien Maurice Trésor Michel Platini ñoo jóg di ñaxtu
ba organiser ko un jubilé. Il a ramassé des millions de francs français. ngi dem yóbbu ko defal ko cure. intoxication parmi ñoom. bokkaat bokk ci biir lay dëgg. loolu moo ñu manqué ñun Afrique. dëgg la waruñu seetaan aussi. reconnaissance waruñu seetaan suñuy gloire yi. ñu crevé. lay dëgg la. pas pour mbéygee seulement non. non mi ngi à côté bokkatul. waaw dëgg. mais y en a d'autres. bien sûr. te ñooñu dañ ñokkoon entraîneur équipe nationale de lutte. lay dëgg la. ku mel ni Boy Bambara. kooku dañ ko war a fekk foofu ne ko doññet teg ko foo xamante ne benn mbokkam du sonné di ko toppatoo ba keroog muy jóg di ànd ak ñun mbaa ba keroog muy boromam. ak ñeneen. loolu moo manqué Sénégalais yi. dëgg la c'est bien beau nag ñëpp participer mais am na ci yenn responsabilité état war a jël. dëgg la ci yenn ci ay nit ñi. parce que ñëpp yemuñu. dëgg la du ñëpp a bëre du ñëpp a football. dëgg la du ñëpp a nangam mais tant que yaa ngi glorifier nga sa pays rek. sa état amal na moo leen jàppale ndax yow da ngaa taxaw nga tëgg hymne national. pour dem nga pour ñu tëgg ko mënuñu ko tëgg boo sonnee état moo war a taxaw ndax da ngaa jugo taxaw ci état. dëgg la loolu mooy pàcc boobu ñuy jëm. sama gërëm nag ma yemale ko juste rek ci association des sages de la lutte. di nuyuwaat xaaj Birame Ndiaye suñu xalifa. ñoom Sa Kajoor ak. ñoom Bita Ndiaye. Amadou Kati Diop. ñoom Mbaye Cissé. suñu grand yooyu dañu leen di nuyu. ndax dañoo jiital. ba pare nekk suñu kanam nanguñu ko ñu laal. encadré leen ba boo ànd ak ay mag yu ànd ak yow jiital la. da nga ñeme moo tax damay du ma def erreur. ñoom Papa Konaté ci Italie. Mansour Madiama Diop. lay dëgg la. Mamadou Mbéri Sey. yaa di am na ay talent yu mag. ñoom produit bi champion lañu waroon doon. dañ demoon daani seen doole ba léegi ñu nga fa toog donc di leen gërëmaat encore di leen sant bu baax a baax yéen waa sud di nuyu Sénégal gi yëpp bàyyi ñu kenn nag salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon mbokk auditeurs yi émission baa ngi noonu nañ ko tegaat incha allah ëllëg après le journal de 22h ci Sud FM seen rajo.